waaw ma ne ana sama gaañi waa Aji's Corner hello hi happy new years to everyone ma nuyu leen ko nekk sa tur ak santa xam naa ne dama ngeen ma nag waaye maa ngi nii egsi na ñëw na ana ñi ma doon woo to be honest I've got a lot of messages from people different people ne da ngeen mën na ma ndeysaan bu yàggu nii sax am na ku ma message TikTok ne ma Aji I hope that you will be coming back. We missed the corner. Aji ngi nii waxoon naa leen rek ne dama jëloon time off am tuuti holiday comme ni ma ko dee waxee rek ñun ñeeña ñi si social media bi dañ dee ragal a jël time off ba dama feel ne dara soo si nekkee tamit bem uppa danga need pour dal ba pare ku nekk danga need a time off from something live a life go do something and beside all of that I'm young I'm still young so I have every right to leave all that I'm doing and feel like oh you know what I want to live a life out of social media ma enjoy ko tuuti te réeréwu leen biir ne soo leen gisee vidéo yi enjoy naa ko tuuti muy 2024 bi moo nekk suma first live si 2024 bi which means Aji's Corner is coming back we are coming back to those lives I'm not sure about the hot seat this Ramadan but me and my team will have to decide that because it's not a decision that I have to make alone because Aji's Corner ñu bëri dañ dee foog ne man kenn la waaye man leen jiital because maay waxkat bi te wax naa leen ne am naa ay góor suma gannaaw Aji's Corner nag ndeysaan yàlla def na benn jigéen rek a fi nekk ñu si des yëpp góor lañ man góor ñaa ma boot moo tax ma am doole te dama leen dee wax loolu every time every successful woman soo xoolee si gannaawam di nga gis ay góor every successful man tamit boo xoolee si gannaawam di ngeen gis ay jigéen hold on sorry sama téléphone bi do not disturb waaw tey nag comme ni ma ko waxee rek man ay góor a ma boot te ñoo may dooleel tey mu nekk opening speech boo xam ne mënuma start 2024 bii nii di def dara te defuma speech waxuma Aji yàgg naa noppi nag duy wax naa leen ne man ay waxi ñàkk fayda man dugguma si man ñàkkuma fayda wax naa leen ay waxantu dugguma si man ay sos dugguma si man ay waxi këll dugguma ci man fu ma teg suma baaraam foofu la parce que dama am ay nit yu may seede wala li may wax damay oo ñooñu seen tur ñu ñëw dégg ko xam ne li ma wax dégg la ci man parce que nga lu xew confidence boobu laa am man ragaluma dara dawuma coow ragaluma coow deluma gannaaw man ci kanam rek moo tax lu may wax lu ma leer lu nekk damaa oo boromam turam mu ñëw dégg ko xam ne lu ma wax dama ko teg parce que du ma sos munoon naa fi génn ne diw sàngam moom ma wax lii diw sàngam moom ma def leli nag kooku du génn a verify du génn a clarify ngeen gëm ko man du maa dox ci yooyu de man damaa oo boromam turam wala ma taag la nga ñëw tey nag ñu am speech boo xam ne dama bëgg a ñu waxtaan wax naa leen man duma dee wax until when it's necessary to talk aduna bi mun nañoo wax ba nit ñi di ma ko screenshot wala di ma call di ma ko wax mu mel ni gisuma ko wala dégguma ko parce que man nekkuma fi pour ku wax ma tontu nekkuma fi pour di enu every petty thing ne man loolu lay xeex wala loolu lay dooleel comme li ma ko doon wax rek man dama am foundation ñu ma boot wax dama am direction bu ma dem te gis nga kuy dem fu sori danga war a mun a xam ne fii lay dem lu ko may rek ñu xëcca la delloo la foo xam ne nit ñi ñoo lay këll te man bugguma ku ma këll may moom nit plateforme boobu noonu sax mukk xoolal man maa jigéen bu góor ñi di xees si plateforme bi te dara xewut everyday ma lekka naan di gën a leer xool leen maa ngee guloo man maa jigéen bu góor ñi ragal because xam nga lu xew they get intimidated by a petite girl like me 2023 Facebook bi neex na saf na jana mu mel ni gisuma ko dégguma ko xaw ma ci dara parce que man lu amut fayda lu irrelevant duma ci duggate duma ci bokka balaa ma start 2023 nag dama bëgg a jaajëfatee liste laa amee te dinaa oo ñoom ñëpp seen tur ki fi def ku fi defut yépp di xoolal lii gis nga dama taag ñeena ñi waaye taaguma ñëpp because mënumaa taag ñëpp damaa oo seen tur yi benn 2023 ñu bari xamuñ te tey di ngeen xam 2023 is it's the worst year of my life 2023 muñ naa lu bari góonaa tulu lu bari jooy naa lu bari fompa naa ay rongoñ yu bari 2023 ñàkk naa si nelaw
ñàkk naa si lekka ñàkk naa ci lu bari xam nga dama leen di wax ne man bu maa wax day leer moo tax ñu bari bu ñoo tampon wante man tamit dañoo xam fu ñoo tampon because li bu ma génn see wax day leer li tax ma wax loolu suma xarit mu ngi nii di seetaan muy Aida mooy yaay Ibrahima Mariatu 2023 dama seetaan kilifa muy suma kilifa muy suma ndey bi ma jur suma yaay mu feebar 7 years muy cancer ma dunda 7 years nekk si internet bi depuis 2016 mu ñëw feebar after 7 years ago mu feebar ma di ko dunda xamuleen ko maay ñëw live di kaf ak yéen di ree ak yéen yenn saa yi dama jooy ba bugg a dee ma fompa suma rongoñ wala suma xariti comme Aida wala Pa Ous wala Pa Modou ndeysaan wala suma admini ñu ne ma danga bugg a dee def live danga bugg a content creating demal nga def live moo tax ma war leen a jaajëfate yéen mi ma seetaan because nekkal ngeen ma fa te xamu leen ko reeloo ngeen ma te xamu leen ko yenn saa yi 2023 sometimes I was in my lowest moments where I don't even want to talk to anyone suma xarit yi dañ maa call duma ko uyu suma famille ñu maa call duma ko uyu because mënuma woon a cope up the fact ne my mom is dying but regardless of that try naa man it pour reeloo leen because man ku ma xam kaf ak ree la ma xamee ifi dof ifi ñàkk fay di leen kafloo di leen reeloo su ma defee loolu ma def vidéo ma ñëw wala ma binda post bu nonsense ngeen ñëw fa di ree di kaf ak man ma kontaan li ma doon jooy ma fàtte ko ma fompa suma rongoñ nekkal ngeen ma fa te xamu leen ko jooy naa 2023 te xamu leen ko ñàkk naa nelaw ñàkk naa lekk te xamu leen ko kilifa dafa sori si xol te man maay caat man ku ma xam na ne su maay daf ma bugga te dama bugga kilifa man lu ma am pour kilifa la moo tax ma mun a sañ a toog Facebook maye 10 ticket parce que xam naa ne benn family member du mun a génn ne aji lu mu am mu ngi koo maye si biti waaye mayut ñu wala defu ko fa 2023 metti na te Barhama Caam moom laa njëkk a oo suma life bi mu ñëw uyu si ma mu déggalu maa wax Barhama awma lu ma la fay xam naa ne tey mooy nekk di first day nga déggal lii yow as an artist Barhama Caam 2023 metti na te xamuloo ko moo tax nit ñi dañ dee seetaan loolu laa dee wax waaye doo leen dee xam li dee xew si ron yenn saa yi nit ñi seen ma message ne Aji this artist is your friend dama bëgg nga waxal ma ko lii mu defal ma favor bi no I don't have an artist friend ñaari artist laa xam ne yu góor close ñaa ñoom ba nga xam ne mun naa itigi téléphone any damn time ma wax a ñoom mooy Jalimaadi Barhama mooy artiste boo xam ne mun naa wax a moom téléphone 1 hour te si moom la em mu kafloo ma reerloo ma Barhama Caam tey naa la wax loo xam ne 2023 bam na xaree dama la daan call ne la Barhama nga ne naa ma ne la woyal ma nga woy ma jooy ay noonu tey boo déggee lii sa xol dina naxari because munuma la koo wax nga nekk ku sori si man waaye munuma laa wax ne sax suma yaay mun si diggante dee ak dunda dama daan dem bay waaj a jooy moo tax man ma bugg a wuy ma kool la ne la Barhama nii ak nii ma ree nga ne ma suma nit ki nga woyal ma ma jooy ma fompa suma rongoñ doo xam ne sax maa ngi jooy Barhama dama la bugg a jaajëfatee dama la bugg a wax ne thank you for being there for me too 2023 thank you for loving me for who I am thank you for not even showing on Facebook the whole one Aji Barhama dafa am fu ma toll si moom Barhama bi ma ne si sa soo tap danga yuuxu si mic bi ne ñëpp ne man duma fake man Aji dama ko bugga te dafa am fu mu toll si man nga woon àdduna bi yëpp nga wàcca stage ñëw fekk ma maa ngi taxaw nga ne ma Aji waxoon naa la ne man duma fake damaa wax àdduna bi yëpp man dama bugg a Aji's Corner loolu mu doy ma Barhama jërëjëf du ñëpp ñoo ko munal nit man internet bi moom ma booleeg yow waaye danga ma téye comme sa sister
danga ma téye comme sa raka Barhama boo déggalu la naxari si man sa nga etik sa téléphone ne ma aji nii ak nii ak nii ak nii jaajëfatee awma lu ma la wax te dama bëggal live bii ngeen xam ne dinaa tudda ay tur ku nekk dinaa la jaajëfatee wax la fi ma nekkal waxtu wax dafa jot wax naa leen man duma dee wax de waaye su ma takkee live ku nekk dina xam ne aji li moo wax am na fu mu ko teg ma ñëw si balaa maa sori sax ma ñëw si suma xariti muy Aida muy Safi muy Yam muy keneen ak keneen Pa Ous Pa Thomas Pa Moussa Safi 2023 metti na waaye yéen laa gis yéen laa xam because ñu bari xamuñ yéen a xam because I didn't open up that I was dealing with a dying mom Aida yaa ngi seetaan Aida bi suma di gaañu yow laa doon waxal bi ma ko balaa maa jooy sax yuuxu nga jooy ma wax tamit jërëjëf si ñi nga xam ne ñoo ma doon jaale nekkal ma fa 2023 ma ñàkk si yaay di diil ak lu bari si internet bi te ma téye ko di ko xee moo tax ma ne man I don't have a sensitive skin pare du ma jigéen bu góor di xub-xubal mu dellu gannaaw du ma jigéen bu jigéen di xub-xubal mu dellu gannaaw man gis nga bu ñëwee pour xeex damaa xeex ba mu sis ma wax leen ne jërëjëf yéen mi nga xam ne yéen a nekk suma xarit ma dem nag si liste bi si ñi nga xam ne ñooñu laa bindal ma wax leen 2023 ñu ma fa nekkal ma start by Big C Ibrahima Si dama mel ni rakka si yow Big C suñ ne aji rek nga am lu la na xarit Big C teete nga ma tey soo gisee ma dugg si Gam Music Big C yow yaa gis may def social issues man ko ma xam dama ko dee wax ba depuis 2016 man social issues rek laa dee waxtaane waaye amoon naa rapport ak Gambian musicians si with Ajis Bitik bi ma amee suma shop bi man doon sponsor Gam Music man doon dugg si Gam Music di solal jigéen ñi nga xam ne ñoo daan nekk si Gam Music bi ay journaliste because suma bitik bi bitiki jigéen la woon du ma solal góor jigéen rek laa dee solal Ibrahima Si ma toog rek nga call ma last summer before last 2022 ne ma danga bëgg ma ñëwaat si Gambian music scene bi ma reluctant ne no I don't want to do it nga ne ma no you can do this may la why me why did you pick me out of all the people that are doing shows on social media you told me the reason why and a month ago no December 2023 I ask you again why me nga wax ma li nga gis si man ba jox ma pour ma def lii Big C su ma getee stock yaa ngi fa pour dimbali ma su ma mënut a def dara yaa ngi fa pour take over su ma la ooyee guddi bëccëg yaa ngi fa nga seetee ko ne kii maa ko dugal ci li moo def te duma ko ci bàyyi yenn saa yi duma mun sax nga won ma xaareel ma yoon bi last Monday sax ma am lu ma naxari ma call la no do last month I think it was in December nga ne ma bëgguma dégg nga wax bëgguma nga def nii bëgguma nga def nii nga ne ma ne aji ma dégg nga ngaan sax ma bàyyi la àdduna àllaaxira ma laaj suma boppa ndax ma ñëw social media def live ak ma ñàkka la ban laa si bëgga ma wee suma option si ma xam ne ñàkka la moo gën a important si man bëgguma laa ñàkka ma déglu la dem potoo suma soxla mun nga maa kaam mun nga maa waxal mun nga maa def lu nekk ma nangu ko Big C yaay góor bi nga xam ne yow yaay dooleel jigéen yow yaay force nit Gambian bu am trust in me even though social media laa de wax nga jox ma mic ne ma MCL ma suma whole programme I won't lie to you I was nervous I couldn't do it I don't know how to even do it well I just had the confidence in me that I could do it and I did it duñu bëri ñoo koo def duñu bëri ñoo gis ku nekk si internet bi xam ne kii lam mun na ko because dafa bëri ñu iñaan wala dafa bëri ñu laa xool ne kii yëfam neexut ma for no reason Ibrahima Si dafa neex nga nekk fa mu naxari nga nekk fa and I wanna say thank you very much amul la fay lu la fay ngeen baal la ma nag indiwuma tissue dama dee mën a get emotional su ma dee wax si ñi nga xam ne dañ déggu ci man because man li ma dee wax dafa am fu ma ko dee teg from Ibrahima Si ma ñëw si Kombonka am soo ne Kombonka dina surprise pour dégg turam si live bi nii hey man gor laa
man deretu góor mooy daw suma yaram bi ba dee. moo tax ma leen am dafa am Gambian artistes yoo xam ne suñ ma sax may nelaw ne aji I need a favor damaa jóg ma def ko su ma feebaree sax dama ko def waaye ñoom duñ ko xam. They don't know that. Gis nga man du ku ma defal lu rëy mooy suma waay man I look at the little things that people do for me and where they were there for me. Comme bonka bi ma started suma show bi it was really hard for me to get Gambian artists to come to the hot seat because show bi ñëpp xam ne dafa tàng. Questions yu ñu la laaj is uncomfortable and some of them were not ready for it because it was new. dafa mel ni confronté bi Sénégal lan moo tax Sénégal neex because nit ñi dañoo ñeme pour génn neexal ko mu jax xam moo bëgga lu boori. Comme bonka mooy di first Gambian artist bu ma contact ku artist bu rëy ma ne ko because suma show bi is listed by months man dama dee book artist yi for 4 months moo tax yenn saa yi manager dañ ma contact ne ma ma suma artist yi ma ne la non aw ma space because dama dee book ñoom ñëpp nga xam ne du ma nekk di struggle ne next week artist aw ma artist buy ñëw ñoom ñëpp day schedule. When I called Kombonka to say I have a show blah 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 explain na ko show bi he didn't hesitate to say yes I'll do it. Ma respect ko for that and I appreciate the guy for that. And the funny thing mooy still munuma am Kombonka mu ñëw si show bi nii si diggante boobu suma oncle gaañu ko bokka suma yaay ndeya bàyyi ma cancel show yam bi. After ma reschedule a show with Kombonka mu war a ñëw mu nekk offline ma message ko replied message bi for 24 hours so dama dee jox artist 24 hours so reply rek dama dee dem to another artist bu war a nekk next week ma xëcca ko kooku ñëw because bëgguma nekk di xosulaan pour all artist replied ma replace ko ak beneen artist ma explain na ko amul benn problème mu accept ne moom moo nekkoon offline. balaa maa am dem on holiday tamit ma amaat Kombonka pour mu ñëw munut a ñëw nga ne chat la maybe time am jotangut pour mu ñëw I just have to accept that but still I have to say thank you to the guy. After Kombonka ma ñëw si ST the Gambian Dream xam nga dama teg Kombonka si ST si Kombonka. Anyone who would have done this show will bring ST last because his name is tagged. But did it? Why? He is on the list like every other artist. Ma wan leen list bi. Dama ko tayale sax. Ñépp laay oo. Nga ñëw. ñu ñoo dégga ko. Sana. I said this right in front of you last month. And I will say it again pour àdduna bi dégga ko. ST. But duma la dee ooye ST sa Sana laa la dee ooye because I don't like calling you ST for some reason. I have my own reason because man pour man you're just every other normal guy who's got this humble, clean, beautiful heart. You're just this wonderful guy that will see anything that you can support and boost it up. Bu ma gisutee kenn yow la. wax baa bari si internet bi. Ajis koona la fele, ajis koona la nii. Hey! Gis naa ñuy taag suma tur sa ST mu ne ajis koona ni. Ako a faye ko. Sana, the respect I have for you munuma ko estimate fu ma ko nata dama ko xeeb. ST, when I was calling Gambian artists to invite them to my show, many of them said no. They rejected me. Many of them. I made a call. You like me? What is the show about? And I said to them, you buy.
some of them were giving me excuses lu tax du ñëw si show bi. Some of them were giving me excuses yoo xam ne sax dañ feebar dara jotu leen ku ma si call mu bañ ne du ñëw suma show bi because xam nga lu xew show ba eesoon plateforme ba ndaw bariwut followers bariwut ñu ko seetaan amuñ confidence si man amuñ yaakaar si man fooguñ ne mun naa leen a puus fooguñ ne mun naa leen a yóbbu fooguñ ne mun naa leen a promote ñu xeeb ma ñeneen dama leen a call ñu bañ maa faale di ma ignore ñeneen ma di leen message duñ ma reply ba a week later yu ma jaay ne ñoom artiste la ñu ma jaay classe ñu ma jaay ne fii leen toolu fële leen di ma jaay big esti bi ma bindee ne you're coming to the hot seat many didn't even think that you were coming. I myself, I was like, is he really gonna come? And I'm not gonna lie to you, having to host you on my platform was one of the hardest time for me 2023. You know why? Because I knew it was gonna be a bloody big show. I didn't know how to control it. I didn't know how to handle it. I didn't even know how to put the camera on. And if you ask Ibrahim Masih, he would tell you this. A minute before I have you on Aji's Corner, I had to call Ibrahim Masih and said, freaking hell, I can't control the anxiety. He was like, hey, that's why I said I have a team. And everyone knows that Big C is part of my team. But I'm like, hey, Dalal, it's just ST. Because I was like the feeling was, it was just superb. It was just unbelievable. And it was one of these moments that I was proud of. Because you know what? Many said no. Sana. Nga telephone call clean nesika. Nko hello. I asked for your number. DJ Kanu doma buy my friend. You all call nela bala mga jong ma ST number mga jong ma number. I called one phone call. ST picks my call. Manako hello Sana munena. Manako man la aji. Mu jaawale ma kenen sa. Ma dega. Wata malele man aw ma fen. Aw ma lam aw ma ken kuma ragal. ST na nga def mu ne maam fi man la aji mu jaawale ma beneen aji ma ne ko non man la aji bii nii mu ne ma oh yeah because xam nga leew ST daf ma dee seetaan ST daf ma dee seetaan depuis back in the day balaa gam music he would tell you he's a fan of Aji's Corner. ST would tell you I love Aji. ma ko koolee ma ne ko dama la soxla suma plateforme bi I'm telling you how simple Gambian artist pour ñu déglu mu ne ma what is the show about moo ko mu ne ko dama la bëgg a wane interview waaye dew ma sax pour hot seat bi nii bla 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 mu ne ma hey that's all right mu ne ma callal sama manager mu jamono ma manager ma call manager muy Aliou ma ne ko nanga def mu ne maam fi ma ne ko ST ma jox sa number pour ma call la wax naa damaa oo tour pour mu leer Aliou ne ma xaw ma kam nga si ST de waaye nitam nga mu ne ma daf moom si boppam call na ma mu ne naa la jox interview mu ne ma géej nañoo joxe interview waaye danga request interview rek mu jox la ko kon kooku dama koo jaajëfatee kon kooku am na fu ma nekkal 2023 Aliou ne ma nañ la jox waxtu bi dem na too waaye nañ la jox waxtu bi ñu jox ma 1 hour pour ma host ST ma dem more than 1 hour ma dem 1 hour 30 minutes or something ñu may ma ko ST xoolut ban plateforme la war a dem ñaata nit ñoo fa nekk di ko follow ST xoolut plateforme bi moo dem ndax boromam ki ko host góor la wala jigéen la xeebut ma ba dooleel ma yéen ñaata laa oo yéen a ngee seetaan te tey buñ ne Gambian music industry he is the biggest artist waxkat bi mooy wax waaye Steve gis na man fu ma ko nekkal wax naa leen gis ngeen man
gis nga su waxtu dëgga jotee pour wax ko man damaa teg fi suma life ma wax ST dëgga because xam nga li xew pour man moom ak yeneen Gambian artistes yëpp benn lañ waaye gis nga waxtu dëgga su jotee tamit dama koo wax ST moo ñëw suma plateforme mu nangu ma interview ko moo tax yeneen Gambian artistes yi mun a ñeme pour ñëw fi lu tax yéen amu leen confidence ci seen boppa benn nit ñi buñ leen ooyee ngeen a seet fan la views nekk ak fu views nekkut am leen confidence ci seen boppa after bu ST ñëwee suma plateforme bi nag man wax na hey man maa xam lan laa dunda si ron bi maa oo ak Gambian artistes yi moo tax nit ñaa dee weej di beej man ma toog noppi di seetaan because man yu ma kenn an explanation pour ñëw toog fii di wax waaye man dama dee xam ne waxtu wax moo jot ma wax ko after bu ST ñëwee suma hey ST bu moo ñëw si plateforme bi dafu leen Amy yaa ngay seetaan keneen ak ngay seetaan ñi ma doon toppa depuis 2016 re-enter di Gambia laa jóge fii ma create man suma own plateforme muy Ajis Corner balaa ST di fi ñëw I've got 6,000 followers bés bu ST ñëwee si plateforme bii nii ST live fam bi went up to 1.k to 1.6 viewers ñi yaaga di toppa Ajis Corner doole ma bàyyi ma fen dafa mel ni àdduna bi yépp nga wax ne ñëwal follow Ajis Corner si ëllëg si bëccëg rek ma am 10,000 followers mu boost up dafa boost up Ajis Corner téye ko aj ko ST mënoon naa nekk comme other Gambian artist ma oo ko mu maa xajaan ma oo ko mu bañ maa faale ma call ko mu restrict ma de hey Gambian artist yi man maa dee liggéey ak ñoom dañ koo bañ ba dañoo restrict seen téléphone yi dañoo taana di seet kan la koolam di dugga ak kan la koolam du dugga man maa leen ñemee wax dëgga gis nga media bi da ngeen ko soxla comme nuñ leen soxlee liggéey bi hand in hand la da ngeen ñu jox leen da ngeen ñu faa nekkal ñu nekkal ba pare ñun ñoo leen amee I told you guys don't underestimate the power of media te gis nga foofu la leen ST dee rawee foofu la leen ST dee génnee hey man ragaluma oo nit wax la dëgga te ragaluma leen a wax lan la xam nga ST da ngeen war a toog di xalaat lan la ST dee def ba nit yi di ko mbamboo hey man ST joxut ma lekka joxut ma naan I don't owe the guy nothing and he owes me nothing mother when people send me a message and said Ajis Corner why do you hate ST man du ma dee faale dof I have ST fans yoo xam ne ñoom ñoo ma buggal seen boppa maa ngee dox si biir dëkk bi man damaa dox fii baa mi naam sax ST fans yi di ma mbomboo moo tax si tax su nit yi ñëwee ne ST's fans are like this they ST's fan this it's not all of them you filter because femme society bu nekk ñoo xam ne ñoo dee defar ñoo xam ne ñoo dee yàq am na ñoo xam ne ñoom am na ñoo xam ne sax duñ dee nekk fan si ST fu nit nekk foo xam ne ñu ngi attaque nit dañ fa dee dem ñu attaque nit and this is where some of you that claimed to be ST fans that in 2023 that were coming to my page to bully me maa leen a screenshot di leen teg suma page bi fii nii pour disgrace leen hey man duma jigéen bu góor di bully man maa nekkut balaa maa dugg social media wax na leen man dama pare man dama tul laa def toog di leen xaar if you claim to be ST's fan yow xamuloo dégguloo danga gis si internet bi wax naa leen ne bu leen dee dégga wala ngeen gis si internet rek ngeen ne dégga la man I have seen a group of people man dem naa Glasgow aw ma fu ma dëkka a fan of ST mu bugga man dikk ST mu jox ma fu ma dëkka because dama am Glasgow soxla waaye aw ma fu ma fanaan kon tey man waruma mun a nekk kuy toog tey di wane fan si ST no because dan su ma defee loolu maa ngee gàññee na maa ngee tuumal ñeena dafa am ñoo xam ne amuñ xel ñoom dañoo dox rek enu seen boppañ moo tax ku ñëw sama plateforme bi and I told ST no it's not even last month 3 weeks ago on Valentine's Day ma ne ko sana ma ne ko you know me right ma ne ko I fight my own war and I'm not scared to fight anyone ma ne ma well that's Aji ST bu ma fa benn artiste nekkalut moo ma fa nekkal tey ST nii du pour call ma sax ne ma Aji lii laa soxla loo xam ne support la dama koo support ba mu sës
because moo tax moo leen ne yéen a talk, you're supporting this one more than this one, you're supporting that one. Man bu ma gisutee kenn ST laa gis foofu la leen dee wiinee dafa humble boppam. ST mënoon naa wax ne aji bi maa ñëw si plateforme bi 6000 followers la am duma fa dem man big artist la plateforme yi maa dem dafa war a nekk ay 100 and something thousand million followers rate leen Gambian as musicien yi soo njëkk oo musicien ST nga oo kon man tey it's my joy and pride to be the person who first interviewed him, and it's my joy and pride to be the person who would sit down and text ma loxo si kaw ni photo ne nekkal na ma fa. yéena dee wax maa dee gis si plateforme yi nonsense yi ñuy wax Aji's Corner lam atela kay du gën a felele atela dundi du gën a fele ma di toog di leen seetaan. ST bu mu wàccee capitaine. Some of you were even tagging me and telling me, oh, Aji's Corner, he meant you, you're an evil woman. Let ST look at me in my eyes and tell me that you're an evil woman. Man, ST, respect, I have so much respect for the guy. And he respects me. Last month, I talk, I use my telephone. Pascal Abuk dama bàyyi ma fenn maa ngi toog ak benn Fanny ST bu ñëw wax Skinny after Pascal ne ma hay Skinny Fanny ST la laa ñu ñoo nekk dead Fanny ST ma ne ko Skinny waaw ma ne ko do you know my relationship with Sana mu ne ma no ma ne ko I love that guy mu ne ma really ma ne ko de watch billahi wallahi tala ak lu ma ut si àdduna dama toog few hours later Pascal dama bàyyi ma fen mu ngi toog next to me ST duga si xool gisuma ST maa ngi last month bi 26th of January maa ngi toog ma seega suma téléphone bi nii gisuma ko ST duga si xool bi yéen a deewa yéen a deewa aha ST duga si xool bi rek fekk ma toog mu ñëw ba si man mu ne ma aji may na hey boy I miss you nii naa waxtaan hey no hard feeling after ma jóg xoog ko di feeca Pascal di ma seeta Pascal mu ne Skinny naa jibe ma ne Skinny mu ngi toog xam naa ma seeta ma ne ko gis nga nit yaa deewa aji ST ma ST ñu kaf ree ma xoog ko kañ nga ñëw nii naa du gën a samati njaa ñu waxtaan hey bàyyi leen di gis ci internet bi bàyyi leen di wax man ST système laa man ST respect laa am si moom I am a big fan of ST and you guys don't know the love I have for the guy. I have made yéen xam nga yéen some of you léegi ngeen ma commencé di toppa re-empire mu nga seetaan yaaga na ma seetaan I have done lives here where I stood up for ST and fight for that guy. So my best friend, not even my best friend, so my friend Yoni Yala, bàyyante naa moom ndik ST. Traité nañ ma man ndik ST. Fi ma dika ba mi nam nga ñaata nit ñoo ma traité because bu kenn bañ a wax man maa gën a wax. Kon kooku kóllare mu suma diggante ak moom. Valentine's Day ma tase ST ni maa xam damaa etik suma téléphone call ko 4 days ago just 3 days before sooyam bi etik naa téléphone ma call ko maa xam moom maa ngi taxaw mu ngi taxaw ma ne ko I need a favor mu ne what do you need ma ne ko lii laa soxla mu ne ma is done mu lijjante ko waaye fi nga dee toog naa fee xame bu ko dee balaa maa dee ngeen dem si seen TikTok platform yooyu aji laaki in fact you have labeled me to be a hypocrite, a laugh. Some of you cannot bloody even spell the word right. You have labeled me to be a tribalist. Some of you cannot even spell the word right. Bàyyi leen yabaate bàyyi leen nonsense bàyyi leen bu coow jógee rek ngeen ne yéen a ko moom yéen a ko réy bu seen plateforme yi hey man maay jox nit coow nga jël ko parce que dangaa ne aji ma tontu la ñu coow te duma leen tontu su ma tontoo damaa ñëw to your own level te dama leen a jox buzz fii la nekk Aji's Corner maa ko téye pañe ko
su ma ko joxee mu dem te duma leen ko jox dangeen a mer may kontaan di guloo di happy te ki tax ngeen ma attaque man maa kooku ñu ngi am jaama. And when you say tribalist, what do you call tribalism? Some of you dangeen foog ne su ma toogee ma wax suma plateforme bi aji dafa tribalist dangeen a recruit all the toxic tribalist people pour ñu ñëw ngeen fight ma. You try to build an empire to attack me. Hey, simeeku leen move on. Man duma dee wax benn wax ma dellu si duma dee adresse issue ma dellu si man I don't dwell on things. Man suma taalee life moo benn wax àdduna bi yëpp mun nañ ko jël ñu def ko case man pare naa si ak move on dem naa fay dem naa génn dem naa am a life to live. But some of you will take that thingy because da ngeen bëgg nit yi di leen dee ñëw seetaan war naa leen man du si Aji's Corner page bi xoolal du si soosi man lu ma def mu saf xorom nit seetaan ko because xam nga li man maa am xorom foofu ngeen dee mistake yi xorom bi si man la man tey su ma bàyyoon hot seat bi ma def beneen show nit yi dañ koo seetaan because man la si man lu ma def mu neex lu ma def mu saf. Bu leen forcé du dem dara doo koo forcé danga koo mun te man nit a ma xool xam ne li ma def te dama ko mun mu teg ko suma xol. Soo leen waxee tribalism fan la Aji's Corner di introduce tribalism because mbiri Brokey T-Smalls ak ST moo tax ngeen di wax loolu. Brokey soose la si ndey si baay T-Smalls di soose si ndey si baay mu nekk ak géwél ST di source si benn period sami. So where is tribalism being introduced here? Some of you use words that you have no idea about. Dangeen dee dégg tell la rek la damana jump nga ne how high. Some of you are followers. Some of you followers ngeen. Some of you are ass lickers. Dangeen a dégg kenn mu wax dara rek ngeen join the hype. Before you use a word, go back to the bloody dictionary and know what the word means. Ak fan nga ko war a use. Hey, man ST maa ko bugga. You know, moo tax ma ne damaa oo tur ngeen xam li maa wax lu leer la parce que su nekkee ne maa ngi fen ay borom ñu ngi koo déggal. Xam nga ñaata message ngeen de seen suma Facebook bi di ma laaj about ST. Xam nga ñaata voice message ngeen dee send duma leen faale parce que man duma dee wax su necessary maa ngi toog si next to Jali Madi Jali duma bàyyi ma fen nit send ma message di ma laaj about ST si page bii nii Aji's Corner are you in good terms with ST du sa affaire why do I have to come and stand here di wax wala di la reply ma reply ma message bi boromam senaat message ma ne Jali Madi Jali mu ne ma ne ko gis nga téyel mu read mu ne ma bu leen faale ma ne ko Jali lii laay dunda na ko nit ñi xamuñ ko man li ma dunda da ngeen ko xam I'm just a bloody talk show host. Some of you even called me a journalist. Well, journalist yooyu noonu man I don't know the level of stupidity and lack of education boo xam ne ñeena ñi moom lañ am daf ma dee jaaxal. How do you bloody call me a journalist? I'm a bloody talk show host. I'm not a journalist. Man I didn't even study to be a journalist. moo tax gis nga Gambian si tontu leen sax moo irrelevant because gis nga dof boo xam ne si ñax bi la nekk di dox di dem bàyyi ko muy dox parce que mënut a faram fànca lu baax ak lu bon. Again Sana I will say thank you. You know why? Bu àdduna bi yëpp di wax déggaluma la lu ñaaw ST xamaluma la lu ñaaw musuma laa fekk si lu ñaaw gisaluma la lu ñaaw te musuma dégg nga oo suma tur wax lu ñaaw kon jox nga ma respect nit ñi munoon nañoo nekk di wax nga wax te taxaw naa yow di wax ak yow kenn si nit koo xam ne mu ma doon saaga mu gis la yaa maa xoog ñu ngee waxtaan ma romba comme yaka bu naxari kon kooku jaamalaa see xoog moom xoolal gis nga respect bu ma la respectoon dafa multiply moo tax gis nga nit yi su ñoo wax sa bay taag suma tur Aji's Corner ST dis ST dele ma xam loof bu nekk suma digganteeg yow respect bu nekk suma digganteeg yow cër bu nekk suma digganteeg yow Sana yow xam nga ne suma liggéey lay def let's call a spade a spade
man sexaluma kenn wax ne ko kaay wax dama laay laaj mu des si yow nga bëgg a koo tontu nga tontu mënuloo ko nga ne ma ne aji duma ko tontu man la baax na nañ wax si leneen. da ngeen a toog di wax ne Adji Corner moo isi problème bi diggante Brokey T Smalls ak what's it called again ST fan la Adji Corner isi problème because li fa nekkoon la da ngeen ko yëgut li nekk si ron la far ma laaj leen mu egg si kaw mu escalate man dama dem ne T Smalls lii dama dem ne Brokey lii dama dem ne kelele li déedéet kon loolu mooy isi problème du ko seen diggante waaye déedéet ñooñu ay seen magi boppa lañ seen magi boppa lañ seen kilifa boppa lañ kon ñooñu dañ amoon luñ denca ñëw wax ko ñu am plateforme boo xam ne am nañ opportunité fii nañ ne mais bi du fii fële ñu ne aji on nañu te fii aji respect na nit enough pour loo xam ne moom nga war a mun a wax nga wax ko si plateforme te jëlewu ko dara ñu wax ko fa la Aji jaxase ñu ngi ko mere woon toog dañ mere ST toog noppi ñu am lu leen naxari si moom ñu toog noppi ñu jox leen mic ñu wax ko léegi su fekkee Adji Corner started it atele ya start atele yake aya start nyadili aya ke nyadili melu njele kabribe ibukafunyoti ndeje so ni tata foya lonko itol idamangol ye problème o sotole idamangol je problème o nata fo moye plateforme dila pour ay questiono as ya fo sa altol ko Adji Corner laki yana man duma dee xam sax lan ngeen dee xalaat duma dee am lan ngeen dee use ngeen xalaat lan what do you use hey xel du jëriñ dara lu du xalaat again Sana the whole world said Aji and you kept the respect still and when I try to talk to you it's easy peasy. And when you see me, you hug me like your own sister. Te mnalen wax lena fofu la len gene. Dafa jël bopam te dama ko yaga di wax he is one of the humblest Gambian artists that you can see and love. You can see and munch. You can see and love and love and love and because hangali xew fofu la len gene. Yen Gambian artistes yi nga xamne upcoming ni petit artistes sarang lena call pour isi len sa plateforme ñu la jaay rew. Di la ignore di la jaay post di la jaay na ñoom léegi am nañ tur tuuti moom mu nekkal ma fa man hey ST su ma ne Aji jogal damaa jóg teddal damaa tedda dama hey bi ko sangali xew daf ma fa nekkal man ST dama ko message sa ne ko Sana I need a favor mu ne ma what it's done mu def ko léegi noonu la xoolal noonu la dee amee nit du leen dee jënda because daf leen fa dee nekkal barkaati démba bi ma koolee ST 4 days ago dama ko kool rek xoolal bi ma ko kool maa nit la billahi ma ne kooku ne mu ngeen nelaw ma ne ko su eewoo dina return call bi billahi wallahi talaay boori 4-5 rek ST call boromam ne ma ST mu ngee call ma ne ko jox ma téléphone bi mu jox ma téléphone ma wax a ST ma ne ko Sana nii mu ne ma is doon nii ñu waxtaan koola ST léegi mu uyu la mu wax ak yow yéen da ngeen beru ku leen kool du leen am ku bugg a wax ak yéen ngeen a jaay security ku bugg a lifi nag yéen ku déedéet lan la su nekkoon ñeneen ni sax ñu ne waaw waaye yéen people in the media ñoo xam ne ñun ñoo leen a jaay da ngeen war a dem tempo man dama dee wax artiste si dëgg because maay liggéey ak yéen te dama ko dee wax su ma seetee suma account bi kenn joxut ma loo xam ne daf maa noppi loo te dama leen ko dee wax gis nga man ST bés bu mu defee loo xam ne du si naka su noonu dama koo wax dëgga waaye dama leen a wax tamit dañ dee wax ST da ngeen war a di seet ngeen nekku ne sax ngeen jalos ko bot seet leen naka la dee doxee ak nit ñi benn nit ñi bugga ko nit toog na ne ma dégg naa ñu ne benn time nit dafa wax ne nga ne yow yaa daan solal ST ma ne ko man balaa maa solal ST ma jaay bagage góor ma ne ko man suma façon sot du daan jaay bagage góor ma ne ko gis nga kuy xeex dafa sot
ma ne ko man façon shop man ku xam Ajis boutique ñi maa seetaan ñu bari sa Ajis boutique moo tax ñu maa toppa man balaa ma doon génn artiste ma ne ST laa daan solal ma wax T-Smalls laa daan solal because man T-Smalls laa gën a closal daan ST T-Smalls mu ngi maa seetaan o dina ma seetaan o nit dina ko ne on a turam Gambia la te ay wis ma mun ko taag T-Smalls su ma néeg la daa nekk T-Smalls dama ko wax dama liggéey moom 24 hours so balaa maa toog di yaaxat dari ST naan man maa daan solal ST ma wax ne man maa daan solal T-Smalls te T-Smalls dina ko seetaan dina leen wax ne Aji du daan jaay bagage si góor sax balaa nga daan de solal góor nga jaay bagage si góor man Ajis Corner amu fa ceen sa buy góor daala sa amu ko buy góor soo gis na moo tax ma leen ne yéen a dee dégga last mois dama tasee benn boy Moussa ma ne dama ooturam ma gis dafa tiit mu ne ma Ajis Corner ñu ne nii ak nii ak nii ma ne ko why do you always believe shitty people say shitty stuff on the internet mu ne xeex man de dama waaru aji ndekte lu ñu doon wax du dëgg ma ne ko Moussa naam ko dama nga dem toppatoo sa soxla kooku gis nga lu nit ñi doon wax about mi si internet bi ak lu mu gis moo utee démba rek mu ma senaat mi si di ma aji ba tey mënumaa góom lii ma ne ko Moussa dama nga tëdd nga nelaw ma ñëw si T-Smalls suuso ñu romba ST Smalls benn yoon laa wax ak yow after problème bi yëpp dama la call 2 days after coow bi start Facebook ma seet la na yaa ngi fine Smalls dama la bëgg wax jaajëfate xam nga lu yow because gis naa nit yu ma attaque nga xeexal ma gis naa nga bind post si sa wall bi nga xeexal ma Smalls xaar man maa yow amuñ xaar ma jaar man sa sista la te téye nga ma comme sa sista Smalls night before sa interview bi moo tax nit yi dañ dut xam dañ dee wax moo tax ma ne damaa def opening speech ñëpp dégg ko te fii laa ko bàyyi night before sa interview bi ndeysaan danga ma ko ne ma send la question si ma la war a laaj ma ne la non duma la ko send may la di hot seat does not work like that nga wax ba sonna may la déedéet after nga ne ma Aji defal ma loolu may la déedéet nga ne ma dama bëgg su maa ñëw si interview ma xam lu maa wax may la déedéet man I am sure soo xamoon ne one of those questions was there you wouldn't have come or you wouldn't have responded the question but nit yaa dee wax Smalls xamut questions yi ma ko waroon a laaj sax ndeysaan te daf ma laaj Smalls ak Fula Gangster they are two Gambian artists ñoo xam ne balaa ma doon defa ñoom so dañ ma call ne ma yónnee leen question si ma leen ne no it does not work like that hot seat question bi man dama ko dee bind sax yenn saay artistes yi I think is Nancho waaw Nancho balaa sooyam bi question si pour hot seat bi ñëwut sax Nancho dafa am pour xaar question bi ñëw ñu start some of you would even say Ajis Corner moo ko fabriqué moo ko binda I don't know this Gambian artist like that I have a team that goes and investigate and bring the questions and they give it to me I'm just a presenter of a show coow fekk la si moo wax la ne jàmbaar nga parce que lu métti métti yaa ngi téye foo téye ma wax la ne lu métti métti disrespect loo ma wax la ne lu métti métti yaa ngi ko fa téye daal call naa la benn yoon 2 days after the show pour seet la ndax yaa ngi okay because I was thinking how are you even handling all of it mentally because man I'm considerate and when people say Ajis Corner wala yaa start Ajis Corner atela saabu man Gambian artist be Gambia Dutch artist yëpp kenn mënu laa Ajis Corner suma xarit la aw maa ñoom wax aw maa ñoom affaire aw maa ñoom texante aw maa ñoom demal aw maa ñoom ñëwal benn artist Gambian nag génn mu ne dama dee wax Ajis Corner téléphone when even people message me and said Ajis Corner this Gambian artist is your friend I need you to do me I don't have a Gambian artist friend problème bi yëpp T-Smalls mu ma seetaan benn yoon laa wax moom ma seet ko na mu ngi fine parce que seexoo naa moom loolu mu ne ma mu ngi fine ma seet ko ma text ma téléphone bi this was months ago 2 days after show bi musuma wax a T-Smalls jeex na ST du la wax ne call naa ko problème bi yëpp ma wax ak moom problème man gis ka ñoom seen problème man soo laa amee bu maa xuus I do my shows the rest of it is none of my problem because it's a problem that's been there and I'm not part of the problem. It was there. And some of you would even come to me and say, Ajis Corner, I know you can bring peace between these artists. I'm not working for UN. I am not a peacemaker. Man duma de dugga si luma suma yoon nekkut.
man duma dee dugga si loo xam ne suma affaire nekku si man duma dee dugga si problème boo xam ne fekkew ma xamuma ñooñu seen xaritoo yaa muy small muy broké muy esti fekkew ma ko I cannot even tell you anything about their time I know T-Smalls by then. I didn't even know Broke by then. I didn't know ST by then. And I must have a conversation ST by then. Must have a conversation by Broke T-Smalls. Like I'm alone conversation. So, muna the problem bo have a fum joge. Lose my affair. You know concern me. Mane mangen den ka peacemaker. Hana kon maneka na affair handok. Te man lolu taxut ma jog. So la am. So bi. Moy sama problem. Not ñele sen personal problem. Gis nga foofu ngeen war a mun a someone a hypocrite. I don't know how the words you use. You just chat shit. Smalls, I just want to say a baraka. Cër bi mu fa. Dañ ma dee tampo nga bind sa wall bi. You know that journalist nii naa ne nga faram fancal leen sax ne I'm not a journalist. I see Smalls. I see when people send me a screenshot and say ndeysaan T-Smalls mu laa xeexal. Waaw. So in a journalist, you're not going to be a journalist. Because xamuñ lack of education bi dafa bari. I just want to say thank you, T-Smalls, for standing by me, for fighting by me, for saying the right things by me or about me. Man, you say Broke. I just want to say thank you. And I want to say I'm sorry about your 10 tickets. Because sometimes, sometimes they just say, 10 tickets, and you forget if you promise ticket, I contacted your manager 4 days before your show. I contact la young and my manager didn't get back to me. You lot didn't get back to me on time until it was late. I couldn't give the tickets, and I'm sorry about that, but it's a management error. So I'm sure you lot know that because your manager was out of the country, you did say. Broke lu ma la jaajëfatee sax du bari 2023 bi da ngeen déggal lu bari tey Broke munat nang ka foye ko a baraka is because few months ago dang ma send benn video ma post video bi man duma dimbale benn artiste mu xeex beneen artiste man dama neutral si diggante artiste man maa du dimbale artiste benn mu xeex beneen artiste gis nga seen bif bi suma yoon te du ñëw suma plateforme bi Broke daf ma seen vidéo Broke dina ma seetaan bi ma seenee vidéo ma post vidéo bi suma page bi because dama leen dee wax sax ne soo amee loo bëgg a promote just talk to me and I will share I will just be there why not yéen nag ma support pour ñëw suma plateforme bi man tam the little I can do is that to give back Broke bi ma seenee vidéo bi nit seetaan ma post ko nit seetaan ko mu ne ma call ma ne ma aji ma ne naam mu ne ma Broke vidéo bu mu la seen noonu nga post ko esti la nekk di bif ma demaat ma déglu vidéo bi waaye man Broke daf ma ko seen rek ma post ko waaye bi ma seetaanee vidéo man dégguma mu bif esti waaye xëy na tamit soose yi mu fa laaka dafa déggee man dégguma ko that much but gisuma bif dégguma bif but nit wax na ma lii but man I am caution because I don't want to step on ST's toes I don't want to disrespect ST te su nekkoon Broke la tamit the other way round I wouldn't do that to him. Ma contact Broke. And depuis wax bi bu coow bi bu mu nekkee di caka. That was the only time tamit ma wax Broke. Ma contact ko. Ma ne ko am vidéo ba ma seet ma post ko. Mu ne ma ne ko li tax ma wax ne vidéo bi beef song la danga nekk di beef ST. Ma ne ko man duma dee post beef suma platform. Ma ne ko I'm not gonna help any artist to fight another artist. Du suma affaire. Ma ne ko if you guys have a clear song boo xam ne it's not key attacking key, clear attacking key, did not post. But if it's a big song, I'm not happy with the fact that you send me a song like that to put on my platform. My platform is not to promote beef. Sister Aji, ignore niti. My video mala send ne beef song de. Video bo dama ko def lu yaga sa bala problem bi di jog. By video bu so set a video sa dinga xamne degala lu yaga la. I'm just been like conscious of what I'm doing because to be honest buguma kenn si ñoom sax mu am loo xam ne war nga ma ko mun a wax ne aji def na ma lii lu ma naxari because loolu rightut dañ ma respect war naa leen respect mu ne ma non vidéo boobu noonu it's not a beef video mu ne ma duma la def loolu duma la seen vidéo boo xam ne maa ngi beef keneen si sa plateforme ma ne ko ok
I just want to make sure mu ne ma hay yaa ngi cool mu ne ma sister yaa ngi cool relaxal. That was the only time I spoke to Bro K. musuma wax te loolu téléphone sax message musuma wax moom téléphone after sooyam bi musuma moom am moom xaar ma jaar after loolu xanaa sooyam bi mu send ma comme ni ma ko flyer ne ma promotal. I don't have a conversation with this artist. amuma ñoom soxla amuma ñoom affaire liggéey moo ma boolee ñoom professionalism gis nga man I have principles man duma jigéen bu nit di yàpp muy artiste muy normal person muy anybody person in society because I set boundaries man artiste yi duñ suma xarit pour ma étiquette téléphone diw sàngam diw ko ñii di ko te li maa wax ne ñoom ñëpp ñu ngi ko dégg su fekkee ne this is a lie Bro K can justify. That was the time I spoke to Bro K and I want to say thank you to him because mënoon naa ko message di ko laaj vidéo boobu noonu mu wax ma naka sunu noonu but bi ma ko waxee daf ma relax loo ne ma xëy loolu du dégg dugg na sama tiñaa te vidéo bi dégg la bi ma ko message mu ne ma ne non vidéo bu yàgg la man du ma la def loolu and I want to say thank you for that respect mutual respect bu ñu am. ma ñëw si Royal Messenger Royal dama la bëgg a wax jërëjëf man dama dee wax ne dafa am artistes yi tey ak artistes yi démba man duma leen ooyee all artistes because that's disrespectful artiste la du màgget ñu ne artiste du daanu artiste bu fonkee liggéeyam du daanu Royal bu coow li ne kuruk Royal yow xam nga ma du tey comme yow ñoom ENC ñoom Aliou Badara artiste ñooñu gis nga waxi nonsense bi feneen la dee jógee waaye di su ñoom Killa Ace because ñooñu du tey lañ ma xam depuis time mi Ajis boutique so ñooñu they like brothers to me Royal bu coow bi ne kuruk benn message rek nga ma seen ma respect la si loolu dag ma seen benn message ne ma ba ma la dégg nga tontu ñu ne suma mic bi I don't know if you guys are hearing me now Royal dag ma seen benn message rek nga ne ma ba ma la dégg nga tontu ma xool sa message bi ma muuñ xam nga yow dégg nga olof muuñ dama muuñ rek ma dem tëddi foog ma ne reply naa la sax bi nga waxee loolu ma ne xoolal ndeysaan seen moromi artiste moo ma dalal Royal I just want to say thank you ma ñëw si Jizzle jeere I have so much respect for you I told you this last month right in front of you I told you hey man duma leen jay seen gannaaw gis nga man lu ma wax nit jeere balaa nga ko doo xam nga def ma lu ma naxari fi nga taxaw ak sa security lay walk to you and tell you how I feel man gis nga man su ma dee damaa dee benn yoon waaw noonu laa mel damaa walk to your security and tell you how I feel jeere last year when I called you over and over I couldn't get to you ma def live ma tag la sa fans yi dañ ma doon saaga di ma attaque ba dañ ma dee tag Instagram pour wan ma ne ñu ma saaga I gave it a blind eye and a deaf ear they were even telling me that you don't need my platform and you don't need what's it called again social media I'm like how stupid of some of you ma toog rek noppi jeere regardless of what people were saying gis nga ko dégg nga ko te gis nga live bi déglu nga ko seetaan ko su nekkoon beneen artiste big artists yii nii yi nga xam ne they full of pride and ego they would say I'm not going to the same platform that I was stuck to call on to danga wa did it but hey ye fanne jindi inatam dankunna artist noonu la war a mel wala doomi aadama noonu la war a mel jeere you hold no grudge te loolu laa dee wan nit yi ma leen gis nga man xam nga ni su ma defee lu ma naxari ma génn a wax because man I don't hold grudges man this is why some of us the Gambians were so toxic we are full of anger and pain and agony because they did danger Jerry regardless of what I said on social media about you ignoring my calls you came to my platform and we had a show and you even sang for me and I want to say thank you not everyone would have done that. They would have said, I'm not going to the same platform. They do not interview me. Because it's just a mere interview that she's calling on me. Someone would have said, man, I fufu noonu affaire am la comme que interview la maa defee nii du ma ko def. But hey, xoolal yaa sa fans dañ ma doon attaque te gis nga ko
but again munoon ngaa toog ne su ma demee si di seen plateforme damaa ñàkk suma fans yi but xoolal danga ko jox yow with a deaf ear and a blind eye. It makes you a better person and a better artist, and an artist boo xam ne dafa mature to know ne you need the media nga ñëw uyu si ma. lan la la wàññi jeere dara, lan la la yokka dara, but still ñëw nga uyu si ma. kon yow dama la war a mun a wax jaajëfatee moo laa wan ne yow téewloo dara sa xol parce que hey nonsense artistes yi dañoo téye loolu seen xol even artistes yi sax ñoo la attaque yabaate romb foofu ba jox nga ma respect boobu as a jigéen, jox nga ma cër boobu as a jigéen. Jeere, when I saw you and you looked at me and you said, oh my God, you're so beautiful. And I was like, oh my God, really? And oh my God, you look beautiful in person more than on the camera. I was like, oh my God, you're a charmer. You're such a beautiful person. te loolu terewul soo defee loo xam ne waruloo ko def itee dolo ne dinaa ñëw wax la ko waaye waxtu wax dëgg moo jot. gis nga su waxtu dëgg jotee pour ñu wax si nit ñi loo xam ne ñoom ñoo ko yeyoo nañ leen ko jox. Jere moo ko yeyoo. Jere last month dama la fekk sa diggi sécurité ma romba sécurité yëpp ñëw ba si yow ma ne dama la soxla nga ne sécurité ne puus leen ñu puusu nga puusu ak man si koona bi nga ne ma aji loo soxla. Ndeysaan man yéen laa dee yërëm yéen a dee nekk di dee ak pain fekk ñun ñu ngee def lu ñoo def. nga ne ma aji loo soxla ma ne lii laa soxla lii ak lii ak lii ak lii. fi nga taxaw nga téye sa téléphone bi su dee lu ma wax dëgg fen la di nga ko seetaan. Jeere fu mu taxaw la téye téléphone am bi tap 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 mu send message. de dama ne sax xaaral ba ëllëg ma lijjanti ko mu ne ma non aji I'm not moving an inch without giving you what you want. fu mu taxaw la taxaw fat ma la just last month mu send message. si ëllëg si li ma soxla dama toog maa ngeen deewoo si suba first thing in the morning. kim contact mu contact ma mu ne ma gisul mu ne ma contact la nii ak nii ak nii ak nii ak nii. Jeere defal ma lu ma bugga. It was done and dusted. waaye su ma génnee ma ne gisul la yéen a ma dee ñëw ngeen attaque ma. moo tax duma leen dee faale. parce que dama am énergie boobu you people are toxic. maa ma toog ngeen dee jël wooyi jàmbur ngeen ne da ngeen ko wooyee. mu lijjantil ma soxla boobu dee and den dañ ma koor rek ne ma gisul mu ne. It was like magic. I just want to say thank you. comme ni ma ko waxee rek munoon ngaa nekk bad mind Gambian yooyu noonu. munoon ngaa nekk bad mind na ñooñu noonu nga xam ne dangaa ne kii dafa yebaate sax kii nii kii waaye déedéet regardless of that. Xoolal mu ngi taxaw mu ne ma aji ma ne naa mu ne ma ne ko jeere mu ne ma ne ko I just want to say thank you ma ne ko even though with the life that I did you did not take it personal. mu ne ma aji ma ne naa mu ne ma am one of the coolest guys ever mu ne ma man du ma dee jël yooyu personal mu ne xam nga lu tax ma ne ko mu ne ma parce que li nga wax si man dëgg la. mu ne ma aji ma ne naa mu ne ma man téléphone moo nekk sama problème mu ne ma man pour nga call ma nga am ma problème la. mu ne ma ku maa mere danga maa mere si loolu ku maa jàpp danga maa jàpp si loolu. mu ne ma parce que gisul mu maa dégg mu ne ma parce que dama am team boo xam ne dama feel ne ku nekk am nga sa waala pour def ko soo bu ko man nit di ma dee call si loo xam ne suma team bi dañ ko war a def wow ñooñu lañ war a jaar. ma ne ko regardless sometimes ñun duñ dee am number sa team bi ku ñu jox number daf ñu dee jox sa number straight. ma ne ko waay suñ koolee rek day uyu mu ne ma ne yees ma sista nga suma waay nga ma dem mu toppatoo ma suma soxla. waaw voilà yéen a ew suma fii aji laa kee atelom du gën a fële sama tijaay wala ngeen ma attaque bi di gisul ñaaka fayda ni weñ. moo tax man ma dee wax moo tax di ngeen dee gis nii maay def live nii ngeen a lifin ngeen a ñëw ngeen maa commental ngeen maa nii gis nga soo leen commenté sax man loolu laa dee bugga bi ko xam nga li xew gis nga soo leen nekk di wax Ajis Corner di ma yóbbu on the other platform it boost me up xam nga amuleen seet daf dee boost suma platform bi up so people that you're telling about Aji they will come to my platform ñu follow ma ñu toog ñu xaar lan ngeen a wax so man I'm not stupid enough because xam naa ne su ma leen joxee that boost up nit yi tamit dañoo dem ñu dem follow leen ñu ne fii soo duma leen nangoo jox loolu dama leen a boost up moo tax maa dee bañ hey man leen ma sama bon ci sama I told you guys I'm one of the smartest ladies on earth and I tell you guys I have a team bu leen ma underestimate suñ jógee si gisul ñu dem si manager gisul bi awa muy jigéen awa xam na di nga seetaan li wala dinañ la ko jottali wala dinañ la ko wax but I know ne dang dee follow platform bi te dang ma dee support awa
manager Jizzle nga yaa ko nekk di manage for so long now bi ma génnee ne Jizzle nii Jizzle ne sa artiste la munoon nga koo jël personal but yow sa boppa seetaan nga live bi awa biñ ma doon attaque mu safte ja xamuma la musuma wax ak yow musuma laa dégg fen I didn't even know that Jizzle's got a female manager until when he came to my platform for an interview awa dama toog rek ndeysaan muy manager Jizzle moo tax may leen yéen dama leen dee yéreem ilaahi oh you people are full of pain man dama toog rek awa send ma message a very long message bu ma nit doon attaque mu maa dooleel as a jigéen mu maa support as a jigéen muy support li ma def mu di ma wax ne jàppal bu la kenn bàyyiloo mu wax ma ne man awa laa tudda te manager Jizzle la maa ko nekk di manage xoolal dama read message bi it was a very long touching message where a woman is empowering another woman ne leen di def lii mu ne ma bul bàyyi bu la kenn bàyyiloo day def sa soosi you are on the right path you're doing the right thing you've got me I am like a sister to you and I love you Aji someone who is Jizzle's manager and you call Jizzle you call him one of the biggest Gambian artists you know manager muy jigéen mu maa doole fekk nit yaa ma attaque àdduna bi pag ma attaque maa ngi dox sama solo in fact ma dama ci ice cream di seetaan Netflix yan dara duma dee metti si yam awa jërëjëf parce que bu ma gisutee kenn bu ma déggutee kenn yaa fa te you took it upon to yourself nga ñëw ba Adjis Corner nga message ma fi again ma wax la awa jërëjëf sa artiste bi bu mu ñëwee suma plateforme dama ko dig 10 tickets moo tax man dama dee bugg a mu leer man bugguma di wax di promise te amut bi Jizzle ñëwee si plateforme bi dama ko dig ne seen show bi dama leen a jox 10 tickets just like every other Gambian artist ma dem holiday munuma koo afford ma call la ne la awa dig naa leen 10 tickets de waaye mënumaa joxe 10 tickets because of this and this and this and this and this nga ne ma amul benn problème nga ne ma Aji understand nañ la xëy man call ma Jizzle wax ko waaye call naa management team Jizzle bi ne leen nii ak nii ak nii ak nii I couldn't give out the ticket anymore because I'm on holiday mu understand ma ba bugga dee and I wanna say thank you Awa thank you pour nekkal ma fa as jigéen because gis nga ne jigéen la ma nekk si media bi ay góor di ma attaque ay jigéen ñu nga xam ne ñoom jigéen la comme man ñu ma attaque mu am benn jigéen boobu bu toog behind the camera xam ne liy dox du dégg du yoon te kii jigéen la dama ko war a mun a dooleel munoon ngaa jël sa time bi nga seen message bu su doon 1 minute la sa nga dem defee ko leneen munoon ngaa wax ne Jizzle suma artiste te waxoon na ko dara si plateforme bi waaye seetewuloo ko kon tey su Jizzle nekkee on the right path kon am na jigéen bu nekk si gannaawam bi koo wax ne nii la ni la di ko teete bu leen ñu dee xeeb am on the camera bu leen ñu dee xeeb you did justice by him for making him come to this platform and I really appreciate bu ma gis awa am naa fi ñoo xam ne dañ ma dee follow every day kenn ñëwut neexal ma teete ma I just want to say thank you ma ñëw si Singate Rice Singate I just want to say thank you Singate you've supported Adjis Corner from when I started doing Gam music on my platform Singate su ma la ooyee guddi bëccëg diggi guddi every time Singate dangaa nekk di génn sa nit yi dañ ko dee seetaan ma call la nga ne ma ne aw ma time de waaye dinaa ñëw tuuti sax I don't have to say much about you because we have to still do the conversation sometimes dara dafa xew ma all and you faram-fàcce break it down I just want to say thank you munoon nga maa bàyyi because ñëpp a ngee wax Aji nga ne foofu duma fa dem because dafa bari coow but bàyyiwuloo ma te loolu moo tax man tamit bàyyiwu suma caameñ nga te du deñ mu ma ñëwaat si kan ma ñëw si Ses Ngom Ses bi méttee nga ne ma bul xaddi bul séeg bul dellu gannaaw man sa gannaaw nga dooleel ma Ses depuis 2016 maa ngi seetlu ne yow you a big fan of Adjis Corner boo xam ne you follow Adjis Corner depuis re-enter di Gambia di ma seetaan ma took notice te Ses yow as a big Gambian artist dama la daan xool ne like ma muuñ ma kontaan ne a Gambian artist as big as you is watching me koo xam ne jigéen la Ses danga ma daan wax how much you love me Ses bu ma àdduna bi yëpp di attaque nga ne ma xëy dama tëdda nelaw maa sa gannaaw moo tax ma ne leen ne bii going bi gënee tof
Gambian artiste si boppam ñoo nekkoon suma gannaaw di ma dooleel ses téye nga ma comme sa rakam ses teete nga ma ses amal ma la wax nekkal nga ma fa bu ma amee lu ma jaaxle sax ma teg suma téléphone dama benn Gambian female artiste rek laa am lu ma waxal mooy ses nga na leer man ses mun naa nekk moom si téléphone bi 1 hour because ses tamit suma ex moo nekk manager am so mu indi daal rapport together. Sira, upstairs please. Oh, you leave the noise. You stop the noise, sorry. So ses daf ma téye comme rakam bugga ma comme rakam teete ma comme rakam di ma teete te ses bokk na si Gambian artiste yoo xam ne bi ma ootee pour hot seat bi mënoon naa wax ne du ñëw waaye bokk na si first Gambian artiste yu ñëw ses ma wax la jaajëfati Tida Diop Tida ma jaale la ma wax la ne ñàkk kilifa metti na torop because jaar naa si ma wax la ne take heart neexuta muñ nag waaye yàlla ko yàlla xari àjjana Tida bi ma àdduna bi yëpp di xee danga etek sa téléphone ma ko fàtte mu nga ne ma dama bëgg a xam ne ñun jigéen ñu sa gannaaw ñun jigéen ñu nekk si aar bi ñu sa gannaaw te bàyyiwuñ la Tida nga waxa man dalal ma nekkal ma fa every time nga call ma aji baa nekkoon di la stress baa nekkoon di li xay bul faale nii na Tida jërëjëf tey si li nga nekk metti na waaye yàlla rek a xam bakket bu mos dunda mos dee ñun daal ay jaam rek yàlla xam ci lu gën ci ñun yal na ko yàlla xare àjjana ma di la ñaanal bu baax a baax a baax jigéen nga maa jigéen nga nekkal mu fa ma ñëw si Sophia Bass Sophia biñ ma attaque ndeysaan 2023 su ma ooy ñii seen tur rek duma gor billahi duma gor Sophia Bass daf daan xuloo suma affaire di comment ba daf ma dee send text screenshot and send it on my phone ne ma lii mënuma ko stand damaa dem xee Sophia thank you xam nga daf dee nee ngay jigéen nga gis yeneen jigéen yoo xam ne seexewuloo ñoom sa xaar ma jaar Sophia ñaari yoon laa ko mit Sophia suñ kër fence moo nekk suma digganteeg moom Ajis boutique ak Sophia seen kër waaye yàlla def na man I tell people off the camera am a reserve person yàlla def na ñoo bokk fence dangaa jóge suñ kër nga dugg si Sophia waaye mosuñu am daa rapport ma mit ko last year si Gambian weekend bi da was hi aji di ko sama tinjaay ma dem Manchester host seen soo bi loolu laa seexoo moom ma oo ko suma soo jeex na aw maa moom wax am maa moom xaar ma jaar I just want to say thank you for standing by me te xam naa ne in the future tamit you'll be there ma ñëw si Nancho lu tax ma taag ko Nancho is one of the biggest Gambian artists yoo xam ne dama ko oo moom it rek mu ñëw xam nga dama respect Nancho nit toog na si plateforme sax ne Ajis Corner dafa oo Nancho pour Nancho use Nancho si plateforme to get to me Nancho dina seetaan li manager am Peace dina seetaan li Nancho was invited to my show months before munut a ñëw guy toog di ma xaar ñu dem ba schedule bi li fi Nancho was like kombonka on my show off and on until he's got the time te gis nga bi mu demee Europe was easier soo ko seetloo Gambian artist bu dem Europe dama dee try ma am la because there the reception is good the network is good for me to do the show and Nancho didn't hesitate Nancho bi moo ñëw suma show bi wax bi bari na coow bi bari na mënoon na wax ne fii duma fa dem mu ñëw ñu waxtaan Nancho dégg na ay wax na fut dégg na nit ñi di wax ne waa Ajis Corner dafa doon use Nancho pour tontu kii wala pour get to kii mu dem toppatoo ji soxlaam moo tax ma ne gis nga ñu dee wax dañ dee wax to get to people Nancho would tell you and his manager Peace would tell you ne Nancho was one of the first Gambian artists ñu ma schedule pour ñu ñëw si show bi balaa even ST de leen a wax rek Nancho I just want to say thank you for having to ignore all the shitty things been said on social media ma ñëw si Kansa ma ñëw si Fat Jagne di activiste Fat Jagne attaque nañ ma la fi ñu attaque la aji am fayda bu tollu ni dëkk kum sanca tontu but aji am fayda bu mel ni dëkk kum sanca riidut si sama su ma defalee live duma ko déglu duma ko riid man duma déglu loo xam ne is irrelevant te duma déglu loo xam ne dañ maa disrespect aw ma time I tell people if su ma la defee loola na xari man nga génn nga address issue bi with respect dama ko déglu ba mu jeex because I'm only human
man perfect ba I can make mistakes waaye soo génnee di wax rubbish towards me di ma ko déglu kon yow li nga wax danga ko wax pour nit ci déglu ko du pour ki moom life bi Fatou Jagne génn nañ fi attaque ma several times nga génn di lekka def video ree because yow xam nga ma so xaw ma la personally xamuloo personally we talk on the phone twice just pour nga ñëw suma show bi Fatou Jagne nga def live di lekka dama ree ba bëgg a dee xam nga video on TikTok nit seen ma ko because fii loo fi def nit seen ko nit Fatou Jagne ngay ree nga ne soo leen xamoon Adji Corner doo leen ko attaque nga ne boromam ne aji mi nga attaque nii aji du la mu sa tontu gis nga Fatou Jagne boo waxee loolu dama doon ree ma ne oh de Fatou Jagne knows te man duma tontu man duma may nit doole gis nga suma tontu ñi maa seetaan dañoo dem seetaan la man dafuma gis nga man bu leen ma underestimé ba pare war naa leen du man kenn Fatou Jagne nga defante faa man ñu ne aji moo ko def nga ne defu ko nga nekk ma fa xeexal ma fa te ngay jigéen te ngay activiste boo xam ne yaa ngi amee sa own plateforme munoon ngaa wax ne du suma affaire waaye dañ la si tudda ma ngay jaañeen maa jaañeen nga ne mukk dinaa dem xeex ko nga dem xeex case boo xam ne suma case la ak sa case waaye yow kenn yaa ko xeex because man suma wax du bari man ñaa ko ma fayda pour nit yàpp ma moo tax ma boromoon defee live ba xam ne kii du tontu xam nga ngay defal nit live every day kooku tontuwu la su yàggee dangaa soona because man fu ma tëdda foofu laa tëdda suma xarit bi su ma ne kii mu ngi def tey live de ma ne ko dina soona kan moo mën a dëkk si every day ngay ŋaaña nit te nit ñi luñ du fàttaliku mooy sooy jóg every day di wax ne Adji Corner su yàggee yooyu yaay nekk problème bi because yaa ngi topp Adji Corner te Adji Corner mu ngi toppatoo soxla bu yàggee nit yi ne déedéet lii is too personal yow am na foo teg problème bi te eegu fa ma wax thank you to Do Trend Gambia du nga jàppee comme sa sister social media leen tasee fii nga am sa own page su ma defee vidéo nga wàccee ko dog ko def ko sa page bi mënoon naa claim copyright waaye duma ko def te du yokkee ne yaa day wàcce suma la vidéo si sax nga am si respect last early this year nga send ma a gift ma appreciate ko torop because yaa ngi gis ne maa ngee liggéey waaye yow it yaa ngee dog li maa def di ko def yenn saa yi nga call ma wala message ma neemeeku ma seet ma as a sister te internet bi la musuma laa mit yenn saa yi nga déggaloon na xari sax call ma ne ma dégg naa lii daf ma na xari ma leen du dama toppatoo sa soxla I just wanna say jaajëfatee ma jaajëfatee Omar Active TV Omar the reason munatina nke to kumandi bi kabring ndiamuta jisul la kola mol be ya moyle dol be attaque ite Omar ya lonko ngamimfo amu toñaleti yela platform ota inata you stood by me as a man ñing internet oto pour ndol musol nga kewalje men ya lonko ye platform o sotole ni muso fintita e toña fo ak kewani ye fintina aya foko mbari musuda e min fo toñalam as tarantole je Omar aman siya ñing internet oto bari ite woleke yela platform with 1,000 followers you will use you stood by me kabri man keje kabri man na broda solje ngeteleje and you second what I said it said yaminke wota moy ben nenkan bari ma jibe ko ben ñi musundi ngo nenkan isente fana nen non ñi ko you took it upon yourself to be there for me andu Omar nga jibele ko other platform fa ise aji neng fa bari ba kuntula la yakay la platform to bari Omar itenteng you have so much respect for me because nteka fele ko ni moyen neng ya saki la platform to woman neng itelen neng you stood by me as a brother melong nene meje nene man diamu until when I needed something I think is when we exchange the numbers on what's it called again Instagram after that nene man diamu I leer because ika sile ya miracle ñi ka diamule o ñi mu kafu ñoliti Omar kabri ben nen kam fa yela telephone tala ye voice message say ko ñiko kana mol danko nte fa nga platform mo sotale ika ñine ken tol bela ila murado topoto yela hajo topoto ila tamina ya lonne ila kuulke amanke kon tolla broda sol bella ko woken social media hani ise hawja mo dobe nen kan ise hawja ko video batu fan pour ka kuntu ya samba ila platform to menu malon ko faye nen no pour wol ya long pour just for the views and the likes man niti dañ ma dé setan
da ngeen mus a gis man ma mere nit ba ñëw taxaw naan sa nangam taani ndey hey si kër laa jóge I am from a home man dama dee am lu ma naxari ma ñëw adresse ko ndax da ngeen dee dégg ma saaga boromam. A channel of communication is very important. Nit mun nga koo wax dëgga nit mun ngaa fekk sax muy def lu ñaaw nga wax ko li nga ko wax te doo ko saaga te doo ko dugga man suma platform is not introducing anything loo xam ne saaga la man mun naa dog yeneen vidéo yoo xam ne dama ko fii indi ku dog suma vidéo si lu wax bu rafet njekkaa teraanga su dee dama mer sax dégguloo fa saaga kon suma vidéo xam nga si ñaata plateforme la dee dem ñaata man dama gis suma kanam social media ba mujjee gi man duma dee seetu suma kanam bi social media laa ko dee seet ma xam ne am naa pimple fii wala am naa fii sport bu ñuul wala something. Active TV dañoo aj suma vidéo because xam nañ ne vidéo boobu dara nekku fa loo xam ne maa ngi wax nit lu ñaaw man dugguma si yooyu tey ay kilifa ñoo ma seetaan ñu mel ni Cheikh Tidiane Samba ñu nekk Europe daf ma send message mu nekk góor boo xam ne mag boo xam ne yàgg na si musique bi mu send ma message boo xam ne moom daf ma dee seetaan ñoom Ibrahima Diawo ñoom Modou Moussa Sy naka lañ ko waxatee honorable bi Gambia Sidi Ndiaye daf ma gis Manchester mu ngi seetaan dina seetaan li ta mu ne ma aji dama la dee fulu mu ne ma dama la dee seetaan keep it up so su du dara sax Sidi Ndiaye mu ngeen ko def koo xam ne sax da ngeen ko dee saaga waaye man am na ñoo xam ne ñu ngi ay place yoo xam ne dañoo toog di ma seetaan kon man am na wax boo xam ne balaa ma koo wax Sidi Ndiaye sax di ko dégga wala oncle Cheikh Tidiane Samba sax koo xam ne mag la interview naa ko fi duma ko def respect baal is reciprocal ma ñëwaat si koo xam ne mooy Bali Buso Jóob Bali Buso ndeysaan lu ñu wax si man lu naxari mu naxari la Bali dama am content sax waaye content bi xaw ma nu ma ko war a yóbboo this is social issues nothing to do with gam music du si faani gam music ma call la ne la topic bii laa amee but I don't know how to go about it nga break the topic down nga add ko nga binda ko nga defar ko nga yónnee ma ko and over the years you've been supporting me and you've been there for me dégg nga nit di ma saaga sax nga call kooku wax si man dara loo xam ne du dégg nga call man ne man ndeysaan kii su xamoon sax lu mu wax mu ne maa ngi seetaan kii maa ngi ree because xam naa ne li mu wax du dégg nga nekkal ma fa ma wax again Pascal Abuk artist bi Pascal recently la xamante Pascal on Aji's Corner but Pascal is one of these Gambian artists that he's young but I love him Pascal is the only Gambian artist boo xam ne suma hot seat bi balaa muy start waxtaan naa moom more than 20 minutes and he will tell you that he is man suma artist yi sax ñu ngi seetaan du ma dee waxtaan ak ñoom sa balaa suma show bi I call every artist 15 minutes before show bi start pour ñu arrange and that's it show bi la lii la moo start lii la dee starté du ko sam awma artiste wax bu góor bu jigéen amuñ wax Jalimaadi Barhama Ses Ngom ñooñu laa xam ne waxtaan sax dox na suma digganteeg ñoom again I just want to say thank you ma ñëw si Suisse xam ngeen Suisse ak LG ñu woya ST Barako Suisse bu suma yaay gaañoo Suisse was there for me I just want to say thank you Suisse message nga ma text nga ma and you're this Gambian artist boo xam ne soo ma déggutee danga ma dee message aji nakam na yaa ngi cool naka sa mental health yaa ngi cool yaa ngi nii ñu waxtaan ma gis dara nga post ko ma waxtaan ak yow I just want to say thank you for being a brother and when the going got tough you were there I just want to say thank you again to J Life moo nekk artist boo xam ne moom it ndeysaan si art bi la nekk J Life moo nekk koo xam ne dama ko yab J Life mën naa ko seen lu nekk WhatsApp tooñ ko provoke ko everything I do dee mer J Life he's just got this wonderful heart boo xam ne ndeysaan J Life is just a cute little thing su ma ko gisee sax dama ne woon bestie mu ne ma kañ laa nekk sa bestie but that's the reason why I say because nekku ne ñëpp nga dee kafal ñu kom J Life mun naa ko wax lu nekk he does not take it personal I just want to say J Life is one Gambian artist boo xam ne dama ko dee tease a lot on WhatsApp and I want to say thank you for opening that platform ma wax thank you to Gamweb ñëpp xam ngeen Gamweb
Gambian artist page la. They've been supporting me as a sister ki ko moom tamit góor la mu ngi Europe saa yi nekk mu support li ma def su ma amee anything loo xam ne suma artist bi sax su ma ko senee and believe me I don't even know who created that page dama dee waxa boromam WhatsApp su ma amee update waaye mënuma laa wax ne kii moo ko moom whoever is behind that page I just want to say thank you. Gam Music promo Jobis dama la yàgga xam internet bi moo tax ma xam la depuis ñëpp xam nañu man amee content creator YouTube you've always been supporting me and I want to say thank you Jobis bu yàggul ne sa seen naa la vidéo ma ne dama bëgg nga dogal ma vidéo bi excuse me nga dogal ma ko and Gam Music Gambian Music to the World Keba I just want to say thank you for supporting me. I just want to say thank you again to Duro Killer gis naa ne buñ ma attaque di ma support buñ ma attaque di ma wax lu nekk yaa ngi fa woon as an artist to fight my case. Duro thank you very much and ma wax thank you to Fatou Badji di feminist Fatou Badji moo nekk koo xam ne ndeysaan dama ko dee wax óolu naa la óolu boo xam ne mun naa la kool wax la suma live Fatou Badji nekkal ma fa su déggee lu ko naxari si man mu kool ma waxtaan ak man ma jox waxati Jeng Sala ki ne Jeng Sala ki ne man dama dee wax ne yaa ma njëkk a jox mic yow yaa tax tey maay wax social media suma yaay bu mu gaañoo ki ne nekkal nga ma fa every time nga call ma seet ma look after me you were there for me dama la daan call sax jooy ba bëgg a dee because mënumaa nelaw nga teeta ma comme saraka ba tey cër bi nekk fa regardless of anything you just look at me as your own little sister. Sira close the door again ma wax jërëjëf Figo Mook News Figo man mënumaa tànk dëkk bi ma bàyyi Sira upstairs now move mënumaa tànk dëkk bi yëpp ma bàyyi Figo Mook News moo nekk koo xam ne Figo bu ma ko xamee du tey musuma mit Figo internet bi moo ñu boole as a content creator suma YouTube channel bi Figo Mook News moo tax suma YouTube channel bi am 1K followers Figo Mook News supported me biñ ma saaga Figo Mook News mooy gis nga ñi doon génn di wax Ajis Kona mu ne lii gis nga man su ma génnoon ma wax wala ma play man I do social issues yooyu duma ko def I play voice message yi nit ay yooyu waaye maa ngi toogoon si ko evidence yoo xam ne dafa garaaw Figo Mook News mooy the only person koo xam ne su ma caameñ la ma send ko screenshot ma send ko li ba pare ma ne ko ne àdduna bi gis ko ma bàyyi la moo tax Figo Mook News buñ ma doon attaque mu ngee wax nit ne yéen a ngee wax aji waaye maa ngi toog si kaw loo xam ne su ma ko génnee dëkk bi toj I had to show Figo the evidence I have. I have to play voice messages for Figo because they know aji mu ne aji nii wala wax naa aji nii ma ne Figo nañ noppi and Pascal artist bi was one of the Gambian artists, was the only Gambian artist boo xam ne sax even though I'm close to Barhama or all these people Pascal was the only Gambian artist moo Pascal mu ne ma because nit moo def live for me ma ne Pascal déglul ki def live nii li mu wax si voice message ma play ko ma ne Pascal dégg nga mu ne waaw ma ne ko dem ata Pascal mu dem mu ne aji ma ne naa mu ne ma ñii ma waxtaan ak Pascal mu dem Figo Mook News moo nekk nit koo xam ne su déggee dara du dee dem rek jël ko si plateforme dafay dégg téléphone aji man de lii laa dégg lii laa gis aji naka la fa demee explainal ma su ma nekkee si dëgga mu support ma te daf ma support ma ko gis internet bi su ma nekkee si wrong mu ne ma su ma waay nga nag waaye dinaa la wax dëgga nii la ko day waxee mu wax ma dëgga tey rek ndeysaan mu ngi neemeeku Figo Mook News moo takka jabar sorry bu moo ciitale jabaram bu yàggul nii daf ma kool wax ma ko munoon naa wax ne kii yoonam ne ko si musuma ko mit Figo moo maa xeexal ba jeex takk Figo moo ma bëggal boppam ma bëggal ko suma caameñ la munuma koo ñàkkaa tànk he's been there for me su support suma plateforme bi he's been there fighting on TikTok 24 hours ñu ko attaque bi ko xam nga tax Figo nekkoon suma side because Figo is the only person on earth boo xam ne even suma friends moom laa seen evidence of what I've got ma ñëw si Badou Gueye oncle Badou Gueye suma oncle Badou Gueye mooy after Active TV mooy the only person who also did a personal video to be there for me taxawuma because nga xew moom mi daf ma call doo leen dee call ngeen laajte doo leen dee toog ngeen seetaan pour xam fan la dara faaxee ko yow ni dafaa génnaat sax mu ne waxtaan na Ajis Kona bi ñu waxee lii la ma wax lii ne fekk kooku musta am waxtaan boobu ak man man duma dee waxtaan ak kenn téléphone neexuma deret te bëgguma ko yóbbu suma wax problème boobu noonu ñu message suma
page bi yëpp sax laaj leen so many people yéen mi ma dee follow send ngeen ma voice message I never responded send ngeen ma text message musuma ko uyu parce que man maa bëggul lu ma nit yóbbu man ku génn a toog sa ne wax naa Aji Koona mu ne artiste bii nii kuy xeex dafa sot aw ma wax ak benn artiste ma wax Badou Gueye bu mu dàngee gis ngeen vidéo bi dafa génn def vidéo nekkal ma fa because moom mi dafa call jël téléphone am call ma mu xam ne système si dëgg la nekk mu nekkal ma fa Badou Gueye dama si guddi sa call na ma di ma seet ñooñu am naa ñoom xaar ma jaar Badou Gueye ak Figo Mock News dama sama leen di soon TikTok maa leen ne I don't like TikTok lives but I wanted to join them wax naa Figo tey wax naa Badou Gueye tey I just want to say thank you to these people and I want to say thank you to my ex-husband Pa Modou he's been an admin on this page mënoon ngaa wax ne dama doon sëy ak kii sëy bi jeex duma ko support but you've been supporting me even when the going got tough you said to me bugguma laa dégg nga wax bugguma laa dégg nga tontu don't spoil what we built some of them were even saying ne dinañ make sure ne soo bi du amaat nga ne ma that's a lie watch because we've put so much effort to build this one person can't just come and break everything watch me if they try it kon kooku yenn saa I get stuck with topics, social issues. He comes up with the topics and write and everything and be there for me. And last year, my birthday, you've been here for me. I just want to say thank you, Pa Modou. Amina Jan. Amina Jan. Yéen ñëpp xam ngeen Amina Jan. Jan naar ma wax la jërëjëf. Mbooka bu ma bàyyut. Bu suma yaay gaañoo. You're one of the first people that I called because you knew like I was struggling with my mom's sickness. Dama la wax suma dafa gaañu rek nga jël taxi dem si kër bi. Boobu dëjanguñ sax dëj bi nga dem 40 days bi nga dem nga nekkal ma fa suñu waxee Aji dara rek mu naxari la nga génn wax suñ ma waxu dara sax danga dee dóor sa dina man nit ñi sax dañ ma dee bëgg a attaque ñu ne ma ñu la bëgg a attaque de waaye yow moom sa cause yi dafa bari problème suma xarit bi sax dafa ma dee wax saa yi nekk man gis nga yéen Jaañ ne yéen a ñu soon a Facebook Faa Jaañ Ami Jaañ ak Aji Jaañ Jaañ naar ma wax la jërëjëf seet nga ma comme sa rakkal nekkal nga ma fa barki dimba rek ñu ngi wax nga seet ma because géej nañoo wax comme ni ma ko waxee rek man duma wax ak kenn off camera but dafa am lu taxoon ma contact la ñu waxtaan nga seet ma ma feebar nga seet ma jërëjëf Jaañ naar wax naa fi tamit when I was struggling you were there for me and I just want to say thank you ma wax thank you again to Abu Buso artist manager la Abu Buso yow it when the going got tough you send me a message to say like I'm a manager but you'll be there for me jigéen la suma xamutee lu ma def ou nu ma manager suma artist bi or when I got stuck I can contact you ding ma jàppale if I get stuck and you supported me and my artists especially in January Abu I just want to say thank you aw ma dara lu ma la wax and I want to say thank you to Miss Jobis tamit Miss Jobis nekk na jigéen boo xam ne ndeysaan si artist bi la aar bi la nekk Miss Jobis bu yàggu nii ndeysaan am na loo xam ne ndeysaan moo tax maa de wax ne man maa artiste yi dañ dee seexu tranga Miss Jobis gis na fi benn deal boo xam ne artiste yu bari fa doon dem mu call ma randomly mu ne ma Aji ma ne naa mu ne man sa artiste bi lii ak lii la di fii la artiste yi nekk di dem de te ñu faa njëriñoo mu ne ma dama bëgg a dugal foofu sa artiste bi ma ne ko oh really mu ne ma yes mu ne ma ñu ñëpp a bokk si lii te man faani ii la mu ne ma ne ii is just like Gambian Chris Brown dama ko dee reesa suma living ma ne ko Gambian Chris Brown Gambian Chris Brown mu ne ma yeah I'm a fan of ii you understand what I mean so mu ne ma ne dama am project boo xam ne dama bëgg a dugal si mu dugal si project boobu te loolu du artistes yu bari ñoo ko dee def munoon nañoo wax ne xam nga du ñëpp a yaatu xol pour xejal keneen mu call ma Miss Jobis ne ma lifin baa ngi nii nañ dugal mu dugal si loolu noonu I just want to say thank you Miss Jobis and it was so easy also to have to come to you so and again, I just want to say thank you to all other Gambian artists ñoo xam ne bi going bi get off you guys were messaging me moo tax may leen ne yéen a ma dooleel moo tax bàyyi ma message ma ne ma Aji bul bàyyi understand nga ma wax jërëjëf Aliou Badara artiste Aliou Badara wax na ma si téléphone ne ma Aji ma ne naa su ma déggee kul attaque wala ku la wax dara ma dee na xari mu ne because man dama la xam personally Aliou Badara moom it suma kër la daa nekka comme ñoom small ni sa Aliou Badara laa gën a close al small sax Aliou Badara seexoon nañ teranga bu bari ma nekk la dee nekka ma wax leen ne man li ngeen dee bugga mënuma koo def man mënumaa bias si benn artiste man mënumaa bugga artiste bi bàyyi kii I will openly say ne I am a big fan of ST but when it comes to having to do this dama am pour level up ma bugga ñëpp equally I used to sit here on this platform gis nga vidéo yi fii la nekk ku fi fen dañ koo dem seetaan
I used to sit on this platform and brag how much I love ST. I'm a big fan of ST. But suma liggéey time boobu noonu duma daan def sosi suma liggéey ñëw na ba nga xam ne dama am pour level up. I can't do that. I have to love them equally because ñoom ñëpp Gambian artists la gis nga dafa am foo xam ne danga fa dee éega in life danga am pour mature get mature with what you're doing danga am pour emale ñëpp but that does not deny the fact ne I love him or I love somebody else but I learned even my team tells me you have to learn to think equally to treat all Gambian artists equally te loolu ngeen dee bugga da ngeen ma dee bugga contrôle man ma bugga kii wala kii suma plateforme bi kële ne du ma ko def ñoom ñëpp suma caamin leen jigéen ñi yëpp suma sisters leen suma Miss Jobis soxle dama ko faa nekkal soxla ma nekkal ko fa comme li ma lay wax féego bu ma Miss Jobis defal nii Miss Jobis suma eeyoon si digg guddi sax damaa dem def ko moo tax doo leen dee understand moo tax maa leen dee wax ñun mi dee liggéey si ron ñun dee xam gis nga kooku nekkal na ma fa te Miss Jobis xale bu ndaw la waaye am na xel boobu nag pour ne kii mu ngee manage artiste boo xam ne mu ngee dellusiwaat war naa koo mën a defaral lii te laajuma ko kooluma ko waaye xelam gis nga ñeneen di am xel ma wax jërëjëf si fan si Ajis Kona yi follower si Ajis Kona yéen mi nga xam ne yéen a ma bëgg gis naa ngeen xee gis naa ñu saaga leen gis naa ngeen def loolu ak loolu gis naa admin Ajis Kona boo xam ne Bamadi moom fu ñu ne Ajis Kona rek mu dugga dafa xuloo saaga I just want to say thank you to Bamadi internet bi laa ko xamee moom it mu dig ma seetaan like ma mu nekkal ma fa and I want to say thank you to DJ Kanu tamit he's always been there for me since one has social issues dog suma video yi he promoted my show he's been there for me I just want to say thank you to every other Gambian artist boo xam ne they never gave up on me because regardless of what was happening dama leen dee call sax ñu still ñëw suma show munoon naa leen a call ñu ne duñ dem fii dafa bëri coow ku nekkaa ngi wax fii waaye ñooñu dañ def loolu def ears ma wax jigéen ñi nga xam ne tamit ñu si social media gis naa fuñ maa attaqué dama dee gis am na yoo xam ne du ma ko dee gis dama ko dee seen am na yoo xam ne man maa koo gisal suma nii gis naa yoo xam ne jigéen yoo xam ne ñu ma attaque jigéen ñi di xee di lifin nii di ma fa nekkal am na benn post ma gis boo xam ne ndeysaan benn jigéen dafa huloo ndeysaan I just looked at it I'm like oh my god this lady just loves me I just want to say du góor yi Gambie yëpp maa xee I just want to say to the men Ajis Kona men hey man dama dee wax lii man Ajis Kona is Ajis Kona because of góor ñi te duma leen fenal de saa yi ma seetee suma analytics yi men watch me more than women they do because there's a proof that I can even screenshot and post it here ma wax jërëjëf waa Brikama saa yi ma demee suma analytics it shows me that people from Brikama watches me more than any other place in the Gambia ma wax jërëjëf tamit ñu nekk Europe ma wax jërëjëf ñu nekk biir Angleterre man fu ma doon aji biir Angleterre people are telling me how much they love and support me ma wax jërëjëf ci nga xam ne tamit ñu ngi fi dee am event Gambien si fii Angleterre di ma oo pour ma dem nekkal leen fa vidéo leen and everything I just want to say ne hey man amaluma raga amaluma daw ma wax jërëjëf to Amy Aida Sami Yasin all of you ñu nekk foofu ñi dee ñëw si plateforme bii nii ñoom Juka everyone anti Mama Sali ñu dee ñëw si plateforme bii nii ñëpp di ma jàppale ma wax thank you to my anti Barakoor bàyyi wut ma benn boor moo su maay bokk bàyyi waaye fu ñu waxee aji mu am lu ko naxari ma wax thank you to my family like that stood by me like literally maa ngi tasee bu yàggul benn góor bi daf ma gis he was so happy mu ne ma aji suma jabar moo la bugga the guy had to take a selfie with me pour yónnee ko jabaram mu ne ma tey suma jabar du nelaw because man maa netaaloog yow góor bi dafa emphasize naka la ma buggee I was like bloody hell I didn't even know how much people love me oh my god Amy like I love you Amy is like a sister Amy su amee lu kon su gisee lu kon na xarit su amee lu Amy daf ma dee advice Amy is one of the people that even if I want to speak du ma wax because respect tey su ma waroon a génn fii sa war a tontu wante su ma starté rek Amy dugga damaa jooy because daf ma bugga jigéen bi depuis kañ lu ma def mu share she's been there for me I have people ñoo xam ne te man ñooñu laa dee seet su ma buggee def dara sax ñooñu laa dee seet hey man kaf ak ree laa xam
dama wax ne duma wax lu bari si moom because ma waxee lu bari si moom it will be like he's an artist that I'm supporting. I just want to say thank you to Inyasi. bu suma yaay feebaree he was there for me. bu suma yaay gaañoo I tell people he was my support system. amuma pour mu metti lu baax because I knew he was there. Every time ma de wane it's like I knew your parents like the one parent that you were left with dafa dem man ma ñëw January last year la ma contact since 2017 si laa gëj a wax mu contact ma ne ma dama bëgg nga manage ma because soo ko laajee dafa la de wane because Aji is my biggest fan because I'm a fan of I just want to say thank you to him for supporting me, for being there for me, for the contents that I am doing. Regardless, he knows I love doing contents and he came to what I do. When you support what I do, I just want to say thank you to literally everybody. Yen ñep man like Hadi Kinte. Nga suma limee juum si ñu dee nekk fi Facebook Hadi Kinte. Hadi tamit bàyyi ma benn boor suñ ne Aji rek nii naa because dafa am ñoo xam ne dañ ma love like yoo xam ne suma sister si Facebook bi man Facebook bi amu fi kenn xaar ma jaar kenn mënu laa wax ne Aji mus na maa tooñ kenn mënu laa ne ndey buso gis sa ndey buso mu ngi nii ndey sa bali buso Jóob tànk naa ko fi gisuloo suma xarit yaa ngee ñëw du suma xarit sax suma xale la suma ndóoyi like am na ñoo xam ne si biir Facebook bi nii su ma leen buggee lim kenn mënut a toog si Facebook bi yéen ñëpp xam ngeen loolu man suma xarit baa ngi nii Aïda moo ma dee wane Aïda suma xarit yi bakket la moo wana ma ne moo ko wis happy birthday ma ne my one nose friend Aïda moo ma dee wane da nga selfish ba doo dee dem seet feneen man su ma ñëwee Aji ko ma binda li xew Facebook su ma yoon nekku si because bugguma tooñ man duma dee rus dama ñaaka jom waaye dama bari kersa man gis nga man su ma xaritee sax suñu ma étekkee téléphone ne diw sàngam Aji danga ma tooñ rey nañ ma bugguma tooñ moo tax ma em fi ma em lu kenn du wax ne Aji moo ma tooñ si Facebook bi maa gën a bari affaire maa gën a bari xuloo gis nga man xangal ta sama dee xaar xuloo because suñ ma tooñee dañ ma dee gën a may doole te dañ ma dee tooñ ana Fenda mu ne Inyasi laajal ma sa manager bi what's Pepe Subi matter or something like that. It was sent to me and I was dying with laughter. I just want to say thank you to everyone. Sakatuma ñu ma dee support. Yen mi sa bi fi nekka. Yen sa da ngeen ma dee make ma happy. Like sometimes you write or wrote a comment boo xam ne man fu ma tëdda because sometimes I get bored. Fenda will tell you, we know like in the UK, then they get bored. Sometimes you guys will write a comment dama dee toog ma ree. ba pare doo leen ma ko dee jàppe sometimes I will just come and write silly post boo xam ne doo leen ma ko dee jàppe da ngeen dee xam ne because fii lañ nekka te dafa xat what's the point of the page if we can't joke laugh and be together and get to know each other man am na ñoo xam ne like I had to even call them and said oh my god I'm on holiday blah 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 because I feel like these people have supported me like I even saw Sesngam supporting a lady boo xam ne xamul sax jigéen bi jànq bi Faysa ñaa bi dafa dee jaay food products dama gis lifin bi si Sesngam rek mu ne ko oh my god support ko nii naa ne after Ses mu ne ma ne lan mooy page am bi ma ne ko ni man ko because daf ma dee support moo ko ne Ses dama support ko after kooku kontaan ba bëgg a dee so ñun Gambia dafa xat dafa ne man dama bëgg a dee support jigéen ñi man ko xam loolu xam na loolu si man mbiri jigéen damaa xeebe jee parce que bu ma nit ku dee ndawloo jigéen ma wax jërëjëf to Gambian artist manager si yëpp ñi nga xam ne dañ dee mun a bàyyi seen artistes yi ñu ñëw regardless ak Gambian artist manager su ma am seen number yëpp nga xam ne su ma tekkee suma téléphone nii rek ñu respond to my message and be there for me because without them my show would be cancelled because du ma am artist and moo wax nit yi ne tamit xoolal hot seat bi demul fenn I can't make that decision right now that in Ramadan. I have to do it with my team. But I know that I'm definitely doing a chit chat. So my chit chat shows it, and I'm definitely doing social issues. And they get ready to give me more social issues topic because what now new to that. What about fighter? Man, you might have personally they know the man about fighter. Man, how much time pour har ma jar ki wakele for then la tarden because that's what they want. This na sunye nga focus. Suñ ñëwee di la attaque nga nekk di attaque you give a platform for other people to even attack you there is where the disrespect starts waaye gis nga nit ku suy wax muy am lu ko naxari di dee mu gis la yow every day yaa ngee nekk yaa ngee naan yaa ngee guloo xool leen nu maa guloo yi rek 2 months laa dem maa ngee guloo su gis nga nit ku mer man ba pare man dama dee wax nit yi man gis nga sama buggee dang dee noppale ko soo ma bañee dang dee soona because li tax nga bañ ma loolu lay buddi def every day ngay gën a soona ngay gën a toxique ngay gën a am pain
ci sama tey soo génnee nga ne aji Fatou does aji does na love ST aji hate ST yow doo gis di love I love ST because yow loolu nga gëm man loolu laa gëm loolu ngay gën a mer man maay gën a happy man maa ngi def videos maa ngi happy maa ngi ree maa ngi lekk maa ngi naan man nit du ma dee kool sax ma ne dafa am luñ binda si internet bi man loolu moo ma naxari moo ma depress loo moo ma sad loo man bindal leen maa ngi happy wax leen maa ngi happy ba pare man du ma dee jàpp benn nit ma dem plateforme bu nekk ma nekk di tudda boromam you know why du ma ko def because I'm giving you promotion maa ngi jox sa tur àdduna bi pour ñu gën laa dégga nit yi muusuñ nit yi ñoo muusuñ. Do you know how many people contacted me to say an interview? I'm like, you know what? Man, I'm on a holiday. Man, bala ma dem holiday, some people were like, okay, you're so by so being them so you what need to do la setan. I'm like, bloody hell, watch me. Wana lenne, do so be ki ho so be la. Man, gis na fi nit yo xamne, goor yo xamne dañ ma attack binda sen woli. Te musuma wax ñom. Aw ma ñom xar ma jaar, aw ma dara lu ma leen def. Yena sa dañoo gis nit ko xamne ñom dañ am koku problème. Koku ñoo sama platform ñu attack koku attack ma. I'm asking myself, how am I a victim in this? How? Waaw dama dee gis nit attaque ma rek ma xam ne du man de ki ma invite ma ak plateforme kooku la amal problème ñu attaque ma man ma jël ko because ma am plateforme te gis nga social media bi soo si nekkee dangaa grow a thick skin gis nga Gambien bi dangaa dof pour nekk ak Gambien yi dangaa stupid pour nekk ak Gambien yi gis nga Gambien yi soo leen mayee tuuti rek ne man ma sensitive man jam ma bulet ma taxaw jam ma paaka ma taxaw wanaa leen man dama tul. There is nothing that you can do to make me back down unless, and I'm not the Gambian that Gambians control. Man, I do me. I do what pleases me. I do what makes me happy. If what makes me happy makes you sad, miserable, makes you unhappy, then bro, you'll be living like that for the rest of your life. Because the magis, my happy, my content, I mean, the man have more, the drop bomb cell, the drop bomb cell, Again, I just want to say thank you. And I'm promise on opening speech. So from today, contact people that I need to contact. Have source. And I want to say thank you to Pa Jawara of Best to Best. Gorby, I spoke to him. He is one of the he is mature. I spoke to this guy. I'm like, mwah. That's the kind of person I want to communicate to. Like, I want to have a topic of channel or a channel of communication with maturity. You know, RB, you ko boka. Then I'm pour you down for each other. Then I'm pour neckal for each other. But this is not everything personal. This guy, artists are doing their problem of Monday. Or people that comes to my platform, they don't have an issue with me. Yet, they make that channel. Then make other people believe in ni. Man, man's my problem what? Man dama dee bëgg a gomloo nit ki yoolu xam nga ñun Gambian bi ñu ñoo dee toog ñu insinuate ñu assume ne nii la fa demee rek noonu la yéen dee leen dee téye lu nekk seen xel bi ngeen ne loolu la man mi xam nu mu fa nekk di demee man ma xam ma ne noonu la ma wax leen jaajëfate and I say thank you to everyone that I forgot to mention ma wax leen thanks for your support hey su dul yéen du man yéen a ma dooleel Ajis Corner is Ajis Corner because of you people man wax naa leen soo leen ma seetaanutee moo tax dama leen fonka soo leen ma seetaante soo leen ma dooleelut du ma fi ñëw def live su ma defee live benn fan ñaari fan tout nit di ñëw benn fan ñaari fan live tout nit ñëw du ma ñëwaat am na ñu fi def live ñaari fan ñetti fan tout nit tri nit ñu noppale ko ma wax leen ne jërëjëf oh Amy thank you ma wax leen ne jërëjëf and have a good week. It's the beginning of the week and I'm here, I'm back, I'm good, I'm okay, I'm chilling, I'm happy. And this is 2024 be, I tell people, I am showered with love. So I just want to take that love until the end of the year. Because if you have a problem, I have a problem. But I hesitate, sir. Man, I don't like problem. I don't know why, but I'm problematic. I know that myself. Wow. So this year, man, I'm going to year be ak love. You saw my love, pump my love, treat my ak love. So love, bobu no ah. Fini legi sa bali buso sunye mune adi yama to ente. Dama ko degal. At bini ati love la. Wow. Well, in problem. Right? I just want to say, guys, have a good day. And again, yan mi de wax tamit ne Ajis Corner artist bi sa xarit la bala ma nga waxal mako ni man ben artist du suma xarit te bu len ma de yoni si artist ku si am soxla si artist de ma nga contact artist bi comme man suma amé soxla si artist ni ma len de contacter man duma met lango ken bu len ma yoni man
man suma boss suma amee suma problème sax pour ma wax ko artiste bi sa problème la because man I don't like man Gambian la comme yéen dama bëri too much brand man pour ma contact artiste bi sax Jay Bay mu ngi nii ma wax Jay Bay thank you Jay Bay tam muy artiste boo xam ne yàgg na ma di ma support biñ ma attaque sax di ma saaga mu jël suma number message ma ne ma bul faale ñu ngi fi di la support nekkal la fi muy jigéen dama fàttee men son turam Jay Bay bugal ma boppam Jay Bay dafa nekk fii ma tooñ ko mu kaf ree Jay Bay daf ma contact ne ma aji invital yeneen artiste kon nga xam ne kooku xolam dafa yaatu nekkatu si aar bi waaye moom si boppam mu ma dee tuddal ay artiste seen ma ne ma ooyal ñii waaye doo leen ko def instead da ngeen a toog foofu noonu Aji Koona moo ko def atelier a start ta jël man loo leen ma jiiñ ma jël because man maa nekk si media bi moo tax su ma nekkutoo si media bi naka ngeen a waxee Aji Koona naka ngeen maa jiiñee problème jàmbur because dama fi nekka soo jël naa ooyee leen ma tur jël naa waaye ñi tax ngeen ooyee ma tur na leen leer na ñooñu ooyee wuñ ma tur te noonu laa leen respecté te respect suma xoolal ñooñu ñoo ma dee support ñooñu laay call ne dama soxla lii ñu defaral ma ko waaye yéen ngeen ne man ñeen nay non man ma leen di understand góor ñi si plateforme bi tamit di ma dee xeexal waaye am na góor yoo xam ne ndeysaan am na wenn booy boo xam ne moom ma de Aji Koona defal ba kenn laal la man maa fi am na group of boys ma testel tamit ñu ne ma hey ñu ne ma ne ñun ñooñu moom fancy style sax ñu ne ma ñun Aji Koona maa dorom Aji Koona mbe moo faala because of it moo tax maa de wane bu leen dee wane kii fan sami nii kële fan sami nii man dama dee xool ñoo xam ne wéruñ ñenn yi wéruñ mental health bi dafa bëri Gambie ba nga xam ne ñeneen bu ñoo accept ñu dem faju ci man some people when they talk I look at them I'm like I don't even know how you're making sense I don't and these are people that still fit in society to come and chat shit I want to say to Aji Koona team thank you yéen ñëpp ñoom Rain Money ñoom Ousmane Faye everyone ma seen fàtte ma si list bi tur now I've literally called all of them Assane Fatina Assane of Bright Stars I just want to say thank you to Assane for supporting me Assane li tax man nga neex ma danga déggu Bright Star Assane and I want to say thank you to Big Fa ndeysaan bu wax bi bëree yaa ma de wane bu leen faale yeah I just want to say thank you Big Fa I'm a big fan of Big Fa so leen ko xamul dama wax leen ko I'm a big fan Tida DK ma fàtte Tida DK moo tax I need to check Tida DK tamit mu nekk jigéen boo xam ne nekkal na ma fa taxaw na ma fa Tida man du ma wax teral nga ma Tida thank you ana foo waaw ma ne ko foo tamit foo si fansi la bokka Tida DK aw ma lu ma la wax Tida yow seetuloo aji lum am ak lum amul lum mun ak lum munut seetuloo luñ wax si aji ak luñ waxut si aji Tida DK baaji gor nga te Tida tarangal nga ma ndeysaan bi ma doon bindal liste bi sax ndeysaan ki ma binda ma dimbale liste bi ma dama bu musa faate Tida DK Tida mënuma laa faate so I just want to say thank you to all of you guys I think that's the thing and I just said thank you to Pascal artist bi Rura I just want to say to the ultimate media Rura for always supporting me for always being there for me Rura amuloo morom Rura danga ma téye comme sa sister teral nga ma nga waxal ma sa jabar Binta man ma ne jërëjëf danga ma téye comme sa rakam support nga ma teral nga ma te when the going get stuff you take your phone and speak to me and say hey you know what this is it ma déglu la yow ku ma respect la dama la respect ba dama laa déglu comme ni ma ko doon waxee ñoom Broké ñoom ST ñoom T Smalls I just want to say thank you to Jali Madi Jali yow su ma la tànkee sax ma teg fii nii danga maa mere you know what Jali su ma ko tànkee ma teg daf maa kool mu ne man say fi tubaab yi génne ma si Jali su ma toogee di waxtaan moom Jali mu ne li ko nees si man I have a mindset of a tubaab damaa wax comme tubaab idéologie tubaab laa am mentalité tubaab laa am Jali moo de wax aji xamuñ la rek mu ne ma aji yow non Jali mu ne duma de understand Jali is one of my favorite people in the world moo tax gis nga su ma ne I was just standing next to Fula Gangster ma naan ii ne xam nga I love Fula Gangster so much Fula Gangster mu ngi taxaw he looked at me and said Aji you just love everyone Fula Gangster I just love everyone
suma problem with Gambian artists gis nga comme suma taxawee ak Jizzle I just feel the love I'm like oh my god I love Jizzle randu rek Pascal ñoo I'm like oh my god I just love this guy Fula Gangster ñoo I'm like oh my god I love Fula Gangster more su broke taxaw for oh my god I just think it's the love for Gam music lala Badi Bunka ak jabaram oh my god I'm like I just love this dude i mama de wa jaay please napalekul yow ñëpp nga bugga that's just me naa dégga Royal Messenger voice oh my god I'm a big fan of Royal that's just me I just love Gam music xamuma woon lii ba su ma taxawee artiste bi kooku dem keneen ñëw daf dee mel ni ku taxawoon kooku laa gën a bëgg ku ñëw kooku tamit dem daf dee mel ni I'm just a fan of Gam music and it's been in me laay bu yàggu daf ma gis ndeysaan mu ne ma aji ma ne naa mu ne ma yaa ngi bëgg a Gam music ba tey ma ne ko man xaw ma nattu la dama bëgg a Gam music again comme nu ma ko waxee rek I've literally said all of them and ñu ma the few people that I forgot wax naa leen ñoom ñëpp mënuma fàtte kenn nag te ku ma fàtte na nga baal ma aha bu si gis sa boppa wax neexut te oote bi dafa métti because it's a bloody long list and it's been years and years and to 2020 most of it is from 2020 I love you guys and I will say I love you so very soon I'll start contacting different people again I have to tell you guys my page is not a music page Aji's Corner is a page boo xam ne I talk about social issues I'm an activist I'm a content creator and duma leen feneen I love creating content more than talk fii di wax ma ne thank one pack my dear he contributed to Aji Okan oh wow Okan I just want to say thank you to Okan like munuma also ñu ma dee follow yëpp su ma waxee Okan rek non ñoom kaka oh my god I just love you guys I love you guys endlessly so jigéen ñi tamit ñu nekk si page bi bu leen si gis seen bopp man yéen a suma xarit moo tax ma leen dee fightal all the time and guys kiss have a good day and have a good week ahead dinaa ñëwaat and I had to do this before we start the shows and kiss